dal leen ak jàmm ci Seneweb TV ci seen programme bile di jéggi dayo di waxtaanee mbir yi nga xam ne dafa jéggi dayo ci suñ société ngir nan leen mën a def ba nit ñi yem ci dayo mooy kenn ku ci nekk yem ci sa cër toog fi nga war a toog doxee ni nga war a doxee waxee ni nga war a waxee lii buñ ko defee jàmm dina am jàmm mooy sutura ak naataange lii buñ ko defee kenn ku ci nekk dina sàmm jikkoom sàmm valeuram lii buñ ko defee crise yu bari du am ci réew mi tey ñuy am mbégte lool di ci ànd ak ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll wi ñu amoon suñu gan gu màgg di àbbe ñëw na ba fii mu am ngànt delluwaat ndaxte mag la yaram bi neexut ñu koy ñaanal yàlla ak mboolem mbokki jàngu bi di leen ndokkeel seen koor gi di ñaan yàlla may leen kooru jàmm te nangul leen seen jaamu yàlla ñoom ñëpp jullit itam ñu ngi waajal seen bos yàlla nañ ci dugg ci jàmm yeggale ko ci jàmm kon ñu ngi leen di dalal ci programme bi la Imam Makhtar ñu ngi lay nuyu. ok jërëjëf Imam Cissé di dellu di amaat mbégte dalal bi ngeen ñu dalal ci seen ëtt bu tedd bi rawatina nag ma bokk plateau sama ay camarade de combat sama sama doom baay Abdou Karim Gueye ak Blaise nag dama koy yóbbante ci kilifaam di Bruno D'erneville ndax maag Bruno yàgg nañu politique boolewuñu ñu bare ñu boole ci wàllu mbokk gi ci wàllu sàkku jàmm ak bëggal Sénégal jëm kanam kon nag maa ngi jël nuyoo bi di ko teg seen loxo te di am yaakaar ne laaj ak tontu yi ñu fas yéene seq ak yow dinañ ci jariñu ñun ñi ci plateau bi incha allah kazalika mboolem téléspectateur yi incha allah. jërëjëf Imam Abdou Karim ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di la ziar bu baax a baax. di nuyu suñu mbokk internet yëpp di nuyu sama papa. Mame Matar nga xam ne ñoom ñoo ñu womat yokku ñu fit. wan ñu yoon yi ba ñu gëm xeex bi gëm ni lii lu mën a nekk la. yaatal ñu aussi comprendre ñu tamit si suñu yu bari yoo xam ne ay toj-toj la ñuy def ci fugg ak bëgg a xeex rek xam ak bëgg defar ko di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér. di nuyu sama frère Blaise Silva nga xam ne membre mouvement Nittu Dëgg la en tant que chrétien. di nuyu suñu mbokku jàngu bi yëpp ci koor gi ñu dugg. yàlla defal leen jàmm. di ñaan yàlla rek débat bi nekk loo xam ni Sénégal yi dañ comprendre ñun suñu yéene ci Sénégal et que ñun ñëpp benn lañu. et que suñu yéene mooy fexe ba Sénégal nekk dëkk boo xam ne ci wàllu valeur day nekk dëkk bu mucc ayib. xam ne képp ku ko laal rek bëgg yàq rek dina la lakk nga delloo sa baram. dëgg la Blaise ñu ngi leen nuyu ndax tey or nga. waaw maa ngi ci. mbaa or gi sonalut la. non ñu ngi jéem miin naa ko tuuti. ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ak sa mbokk yi lay seetaan. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu invitation bi. di leen nuyu Cissé di nuyu suñu papa ji Mame Makhtar Gueye parce que man dama naan sens la am tey bokk ak moom plateau. dëgg la parce que fii ak ay at dinaa ne mës naa bokk ak moom plateau. di ko nuyu di ko ñaanal tamit parce que mag la bu ko neexoon toog këram comme yeneen kilifa yi mais wax naa ko yàgg naa ko gis ci combat yi mais au moins sens. waxtaan ak moom ndax nit ñi dañuy bëri. di ko ñaanal di ko wax ni dinaa ko waxal yóbbanteem Bruno D'erneville monsieur Bruno. di rafetlu tamit bi ngeen ñu invité woon Abbé Jacques Seck. mais comme mag la. te dëkk bi dafa xat temps yi. dëgg la comme dellu na mais tamit xam nañ ni naroon na fi teew. waaw di nuyu Abdou Karim Gueye parce que tamit wax dëgg yàlla moom moo may sens bi quoi pour ma ñëw teewee plateau bi. dëgg la di nuyu ñi seetaan ci Sénégal ak bitim réew yëpp. jërëjëf di ñaan yàlla rek comme ni mu koy waxee ñu bañ fi wax lu ñuy xeebe. jërëjëf waaw di nga baal ma tamit ma nuyu sama mbokk chrétiens yi. ci carême bi ñu dugg ñu tàmbali ko démb yàlla nañ dem ba fekkee pak si jàmm. amiin waaw ñu amee tawat yàlla may leen wér li ñuy ñaan ñu bokk ci Sénégal ñun ñëpp. amiin waaw ndax Sénégal moom dëkku diine la quoi yàlla barkeel lépp. amiin Imam man seen jotaay bi moo tudd ànd sàmm jikko yi seen mbootaay bi ma gis seen xeex bi mbiri góor jigéen fës si lool surtout jamono ji ma doon laajte xeex boobu ngeen koy xeex ci aada ngeen ko teg wala ci diine wala da ngeen bañ góor jigéen rek moo tax ngeen di ko xeex. dafa dogal comme ni ko constitution Sénégal waxee article 24 maanaam dañu saxal la liberté de culte mooy am nga sañ-sañu gëm comme am nga sañ-sañu gëm leneen am nga sax sañ-sañu bañ a gëm dara loolu mu ngi ci constitution bi te ñun ñëpp ñoo ko voté waaye terewul yàlla dogal na téeméer booy jël juróom-ñeent fukki ak juróom
ay jullit lañ leneen li ci des ñu répartir ko ci suñu mbokku catholiques yi protestants yi ak animistes yi waaye li wóor les 100% du peuple sénégalais ay way gëm lañu à partir de ce moment li ñëpp mën a nangu mooy avant l'islam di ñëw avant christianisme di ñëw protestantisme di ñëw suñu maam yi nga xam ne ñoom ñëpp ay cedda lañu woon amoon nañu un minimum de valeur yi ñu daan partagé bu demee ni teggin bu demee ni kersa jom sàmm kàddu moo tax sëñ Abdoulaye Sall Amin nee na valeur yooyu l'islam indiwu ko fi christianisme indiwu ko fi dafa ñëw dooleel ko yàlla dimbali ñu nag ba bi ñuy sos suñu kuréel bi ànd sàmm jikko yi ñu bàyyi xel ci loolu moo tax contrairement ak li yenn yàqakat yi di wax naan c'est une organisation d'islamiste am na ñu naan c'est des salafistes dinañ ñëw ci loolu li may laajte rek mooy seen xeex bi yéen fan ngeen ko teg ci aada ci diine wala ci. waaw foofu lay daanele alors c'est des intégristes ma ne leen juum ngeen boo leen ñu séntu foofu doo leen ñu fa gis ma ne leen valeurs yi ma wax noonu diine créé ko diine dafa ñëw dooleel ko alors moo tax nag suñu kuréel bi ñu ne kon lii ful la pour mën a aar lu rafet loolu fi mag ñu baax ñi bàyyi ne ñu joxante loxo ñun ñëpp ñu bokk réew mi ak fu diine bu waay mënti bokk ngir lan ngir sàmm ndono loolu loo tax na ñu tuddee kuréel bi ànd sàmm jikko yi parce que ay jikko yu rafet la yu fi mag ñi bàyyi l'islam ak christianisme ñëw dooleel ko kon waruñoo ñàkk fayda ba muy nax saay moo waral ànd sàmm jikko yi alors loolu waral au-delà des organisations islamistes yi nekk ci biir ànd sàmm jikko yu demee ni Jamra yu demee ni la Ligue des imams et des prédicateurs bu oustaz Ahmed Dame Ndiaye lu demee ni le Rassemblement islamique du Sénégal Al Wahda bu ñoom oustaz Makhtar Kébé yu demee ni Jamaatu Ibaadu Rahman bu ñoom Aboubacry Faye indépendamment ñooñu am na des mouvements citoyens yu ñëw des leaders syndicaux Dame Mbodj foo ko mësee gis muy jiite juma wala jàkka mu ngi ci biir boo jëlee ku mel ni l'éminent sociologue le professeur Malick Ndiaye c'est un éminent professeur d'université moo jiite kuréel boobu ñuy wax le collectif des intellectuels du Sénégal foo ko mësee gis mu nekk président daayira mu ngi ci biir Massokhna Kane jiite un mouvement consumériste bu am doole ñu di ko SOS consommateur c'est un avocat très éminent mu ngi ci biir kenn mënu ko lim ba mu jeex Guy Marius Sagna bi nga xam ne bokkuñu ak moom diine mu ngi ci combat bi moom moo ma woo keroog ne ma Makhtar dama waroon a tukki waaye maa ngi lay bëgg mere ndax ni nga ma yëgale woon keroog taxawaay ba ñu taxaw place de l'Obélisque pour dal ci kaw Emmanuel Macron bi doon ñàkkee teggin Seydina Mohamed da nga ma ko yëgaloon ma ñëw fa jël fa parole lii itam waroon nga ma ko yëgal ma ne ko maa ngi jéggul mu ne ma sama tukki bi annulé naa ko danaa ñëw kooku bokk ñoo moom diine kon nag ànd sàmm jikko mooy valeurs yi ñu bokk ñun ñëpp au-delà des religions alors ñu joxante loxo sàmm ko voilà kon nag pour tontu sa tontu loolu moo tax a jóg ànd sàmm jikko yi kon su ma la déggee yéen seen xeex bi ngeen di xeex góor jigéen teguwul ci l'islam waaye dafa tegu ci sàmm jikko ci valeur yi ñu bokk ñun ñëpp chrétien musulman bouddhiste mais le roi de aussi mu ngi ci biir dëgg la parce que ba ñoom Ababacar Mbuub demee xam nga lu mu ko wax daf ko ne ñun tënkuwuñu ci alxuraanu karim tënkuwuñu ci injiil yoon ci yàlla Isa ñu ngi tënku ci diine maam ya religion traditionnelle xam nga lu mu ko wax daf ko ne même boo fekkee jëlee affaire u diine tegee nee lii ngeen di xeex nga xam ne xaj yi sax jomm nañ ko def ku bokkul ci benn diine sax daf ci war a jàpp kon nag maa ngi ci biir signé na dinañ ñëwaat ci yow Abdou Karim combat biñ la gis bari na ci réew mi bari na combat yooy xeex ci injustice ci lu baree bari nit ñi kontaan ci yow lool amit ñu la mere waaye loolooy àddina xeex bii ma la gis ci xeexu góor jigéen yi ma bëgg la laaj yow sa xeex bi fan la tegu ci gëm-gëm la muy l'islam wala ci christianity wala bañ góor jigéen rek yow fan nga teg sa xeex bi. waaw xam nga dafa boo ko defee à titre personnel dama yaakaar ni pa bi tontu na réponse bi quoi te moom li mu wax je pense que tey man su ma bëggee ñëw wax à titre personnel day doy waar mais li ma mën a wax mooy ñun dañu nekk ay nit yoo xamante ni dañu nekk ay nitu principe ba pare nekk ay nit yoo xam dañu bëgg suñu diine léegi nag bu dee ànd sàmm jikko yi moom yaakaar naa ni pa bi li mu la tontu leer na c'est-à-dire ànd sàmm jikko yi
mais yow am nga sa mouvement boo nekk. waaw ci loolu laa ñëw damay ñëw ci loolu ma xam nga ànd sàmm jikko yi moom ñëpp ko bokk ñun ñëpp ci nekk. mouvement nitu dëgg tamit ñëpp ko bokk ñun ñëpp ci nekk kii membre mouvement nitu dëgg la. Blaise Silva Amine membre la ci bureau bi la bokk. ci ñi décider la bokk te chrétien la man musulman mais moom diineem ci boppam mën na ko pousser à ce que moom mu ba gis nitu dëgg gis ni moom diineem may na ko mu xeex parce que man lu may def rek sama diine laa ci sóoraale. d'accord man wax dëgg yàlla lépp lu may def ci àdduna sama diine moo si dugal. waaw man damay gis ni diine bi lu mu ma mayul du ma ko def. lu mu ma may ma xeex ko dama koy xeex waaw mais nag ça ne veut pas dire que ni da ngay dugg ci kuréel boo xam ni day ñëw strict ne lii diine rek lay xeex man mën naa taxaw ne man diine l'islam lay xeexal kii nekk catholique ñoo ne moom diine christianisme li mu woote lay xeex kon xeex ba am na fu mu daje dañuy ànd ñu xeex. donc man góor jigéen li ko diine sip di ko xeex bokk na si li tax ma koy xeex. d'accord waaw ànd sàmm jikko yi li mu méngoo ak valeur parce que valeur dafa universelle. valeur moom ñëpp ko c'est-à-dire valeur moom ñëpp ko bëgg lu baax ñëpp ko bëgg. moo tax ñu teg kuréelu ànd sàmm jikko yi ci turu nitu dëgg nag loolu moo ko teg nitu dëgg moom ci wàllu diine la moo ëpp di mooy tax c'est-à-dire diine moo tax nitu dëgg jug taxaw. waaw muy diine christianisme muy diine islam mais parce que boo seetee religion révélée yëpp li ñu bëgg mooy lu jëmale àdduna ci lu baax. mais tuddeewu leen ko l'islam nitu dëgg la tudd. non déggoo dama ne la diine du l'islam kese su ma yore diine kay. mënul nekk l'islam parce que am na ay catholique am na ay musulman. donc kon mënul nekk l'islam kese. mais man mën naa fa représenter l'islam kii représenté fa chrétiens yi. xam nga keneen tamit représenté fa mais ci wàllu religion ci wàllu ngëm-ngëm lañ koy teg ak ci ay principes yoo xamante ni du ñu joorloo ak suñuy ngëm-ngëm. du ñu joorloo ak suñuy ngëm-ngëm waaw. jërëjëf lu diine bëggul daal duñ ko def. d'accord monsieur Silva. yow gis neen la ci nitu dëgg. waaw nga bokk ci. di xeex seen combat fan yi góor jigéen jël actualité bi. ma doon la laaj ci yow lu tax nga tànn combat boobu di ko xeex ci façon bi nga ci duggee. waaw li tax ma tànn ko mooy xam nga lépp loo gis ci nit xam nga dafa am xeex yoo xamante ni ngistal mënu la ci dugal. bu la ci dugalee tamit doo ci yàgg. parce que buñ nee nitu dëgg. ci yeruñu la d'abord parce que nit boo amul dama mës naa ko wax ci benn waxtaan ma ne leen nit booy xeex dara da nga koy njëkkee seen kër parce que man mënuma dëkk ak sama rakk muy def naka sa dul noonu ma bàyyi ko ci biir su ma génn ci biti di xas rakku jàmbur donc diine dafa am solo ci nit boo dee ndaw ñu tàggat la ci diine boo màggee lu lay këf du yomb parce que nit ngëm-ngëm rek moo ko mën a téye parce que comme ni ko suñu papa waxi sànq valeur yàgg na ci àdduna yàgg na sax ci Afrique ci suñu xeet yi mais man mënuma gis mouvement boo xamante ni man li gën a tax ma bokk ci mouvement nitu dëgg valeur diine la parce que mouvement yi bëri nañ Sénégal mais nitu dëgg valeur ci jeunes yi ñoom ñooy xeexal diine surtout Karim lu laal diine amul chrétien amul musulman problème gendarme bu yàggul ba français yi bëggee jaxase xelu nit ñi naan chrétien ñooy tere muuru moom moo dem def fa live ne non non chrétien yi dañuy muuru ndax yaayu Yeesu Krista Mariama da daan muuru. dëgg la sœurs yi dañuy muuru. donc diine yëpp dañuy muuru. kon xeex bu noble mënta weesu mënta gën a gën xeex ngóor jigéen. c'est vrai parce que góor jigéen man du ma dem sax ci li gars yi di faral di wax sam góor jigéen mën nañ ko méngale kuy di yàlla. li tax ma wax loolu mooy. yàlla mënu laa sàkk nga nekk góor. yow nga toog bu neex nga ne bëggatuma nekk góor. loolu weddi yàlla la kon loolu benn diine bugg ko. Abbé Jacques Seck mës naa ko seetaan fii Seneweb mu leen koy leeralal. amul benn diine bu nangu ngóor jigéen. kon man dama jàpp ni nit ndaw surtout ndaw boo nekkee ndaw da nga war a xam ni la àdduna soxlaa noonu la yàlla soxlaa. loolu dañ la koy jàngal catéchisme dañ koy jàngal ci alxuraan bi. li tax nag saaraan bi bëri jamono ji mooy école français yi ñu sonal nii. ñun da ngay nekk làkkat nga gis ñaari làkkat yu am yu couple mais duñ làkk seen doom seen làkk français lañ koy làkk da nga koy gis fii ci réew mi da ngay wax nit ne la man njaago laa mais dégguma njaago joolaa laa dégguma joolaa léegi boo déggul joolaa xamoo sa cosaan tubaab bu ñuul ngay jàppee sa bopp donc xeex ngóor jigéen mooy xeex mbon mi nga xamante ni jàpp naa ni mooy li yàlla gën a bañ ndax ci histoire àdduna ba yàlla di tukkil àdduna mbirum ngóor jigéen a taxoon. dëgg la kon lu diine buggul mooy lu yàlla buggul. avant yonente yi roi yi ñoo fi nekkoon di def naka sa du noonu. yàlla wàcc yonente yi pour ñu gindi ji ñi pour ñu mën a jaamu yàlla donc man su ma gisee mouvement boo xamante ni ñi ko jiite Karim dañoo xamante lu jiitu sax mouvement. dëgg la ndax dëkkoon na suñu koñ Unité 4 man banlieue laa yaroo. banlieue laa yaroo mais sens la nga nekk ndaw yaroo banlieue mucc ci yenn yi
mais loolu yëpp li la koy may mooy diine. léegi nag boo see waajur dugalee nga jàng alxuraan wala nga jàng kat 6 ba am yenn âge ba majeur comme ni ñu koy waxee. mais yow boo dul dem église wala doo dem juma doo fréquenter jàkk doo waxtaan ak imam mais bu yàggee da ngay réer. dëgg la da ngay réer ndëgër laay nit nag mooy pratique mooy jëfe diine. da ngay dem messe chaque dimanche man damay waxtaan ak labbe yi da ngay dem église da ngay jàng bible comme ni ndaw di jàngi alxuraan man mënu ma yeew fajar xëy te ñaanu ma. donc loolu moo lay téye ndax fi may daane la nag mooy apôtres yi. mooy yéen saxaaba ngeen koy wax. ba ñuy laaj Jésus ne leen benn arbre rek ngeen am muy ñaan. ndax xamu leen kañ la ak fan la ak nan la. c'est vrai mooy dee bi. donc nit seytaane sax ñaan moo ko mën a dàq. mais du leneen. dëgg la moo tax bu ñu gisee combat bi forcé ñu engagé ci. jërëjëf voilà. Imam seen xeex bii ngeen nekk dama gis ne da ngeen ci wéet ci côté nguur gi gisuma nguur gi ànd ak yéen waaye li ma gën a jaaxal mooy opposition bi nga xam ne lu bari ci seen combat den fay nekk ànd ak yéen gisuma ñi jiite ci opposition bi bokk ci xeex bi ak yéen loolu tiitalut leen ne nguur gi fi nekk tey gëm a gëm ne bu defoon li ko war ci nguur jigéen du ngeen ko xeex waaye ñi war a ñëw tam war a jël nguur gi bokkuñ ceeg yéen loolu lu mu lay def yow. xam nga sànq rek hors antenne maa ngi ci doon weccee kaddu ak suma jarbaat Abdou Karim Gueye. nii mu la posé équation. ñun itam noonu la ñu defee problème. parce que nan nga bëgg ne da nga bëgg a jiite réew boo xam ne 98% de croyants ñoo fi nekk gëm benn yàlla bi musulmans et catholiques confondus te lu jiitu loolu leeraluloo sa taxawaay par rapport ak contre-valeur yiy jógee ci dëkku nasaraan yi te ñëw pour yàq suñuy jikko te bi ci gën a fës di mbirum borom ñaari tur leeraluloo sa position moo tax jox nga ñu bunt leader politique yi nañu xoolaat seen bopp élection yi ñëw na fi mu ne nit ñi xamuñu foo leen féete rawatina y a de gros bailleurs de fonds occidentaux yoo xam ne à travers le continent dinañuy financer des candidats à la présidence de la République dans certains États. On a vu le cas de la République centrafricaine xam nga François Bozizé ni Obama soññee Macky Sall Justin Trudeau premier ministre Canada ñëw soññaat ko defaat ko même proposition indécente naan ko kañ ngay daganal ngóor jigéen. mu ne du ma ko def ak yooyu François Bozizé position boobu la amoon. non jamais dëppoo ak suñu valeur du ma ko def lobby ne ko ah bon baax na mais sentiroon nañu ne déjà le peuple était dans un état de relâchement. Et quand bi ñu gisee ne Bozizé lii muy bañ-bañlu il n'était pas suivi par son peuple rek gaa yi jekk ko wër ko ndomb tëj robinet financier yi fonds monétaire banque mondiale ak yeneen investissement yi mu toog ñetti weer mënul fay enseignants yi grève yi commencé di takkarnaase si dëkk bi mu daal di saalit daal di légaliser homosexualité Centrafrique yàlla bi dara teewul jaxase dëkk ba ñu coup d'état ko mu daanu loolu bëgguñu ma am fi réewu jàmm la moo tax dañu bëgg ñi postuler à la magistrature suprême di grade bu kawe parce que yaa nekk la clé de voûte des institutions yaa nekk le président du conseil supérieur de la magistrature yaa nekk le chef supérieur des armées le président le protecteur des arts et des lettres boo nee protecteur des arts et des lettres rek suñu valeur ngi ci biir loolu yëpp askan wi dénkalu ko nga ne da nga bëgg a jiite réew bu mel noonu àdduna bi jaxasoo yëngatu Gabon daganal na ngóor jigéen Centrafrique daganal na ngóor jigéen Île Maurice daganal na ko Cap-Vert bi sa rëkk daganal nga ko Sénégal du toog di naagu naan lii day ça n'arrive qu'aux autres déedéet wax leen ñu xam foo leen féete est-ce que boo leen ñëwee di ngeen céder à la pression des lobbies LGBT oui ou non moo tax bëgg nañ ci campagne électorale bi ni ngeen di waxee naan waaw pétrole bi war nañ ko leeral ana zircon bi na ngeen ñu leeral yi tamit LGBT bi lan moo ci seen taxawaay soxla nañ ko parce que zircon pétrole ak yooyu baax na waaye balaa nga koy tal mu am jikko yu baax yu fi ne c'est vrai ana askanu Lot yow oustaz je n'ai rien à t'apprendre xam nga ne askan bu naatoon la fi yontal la Lot nekkoon c'était la prospérité agriculture bi di dox yàlla may leen koom bu yaatu waaye jikko yi yàqu ndax mbirum borom ñaari tur
ba ñu waroon di joxe le bon exemple ñooy joxe le mauvais exemple dañuy di ay chef de canton di wujjee ci seen biir ne ko waaye benn far da nga amagum kii na déedéet am na mu ne yaa ñàkk fayda man maa ngeeg ñaar dafa nekkoon une mode boroom kër bu amul woon faru góor dañ lay considérer comme koo xam ne li xale yi di wax bokkoo ci see bi suñu borom nag daal di ne lii day foog ma jóg si waaye comme que suñu borom yërmande kese la ndax bi muy yónni Seydina Mohamed fësal na ko ku ne wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dara taxul ma wàcc la ci suuf lu dul pour fësal sama yërmande ci jaam yi et c'est valable pour tous les prophètes ci la yónni yoon ci Yàlla Ibrahima ne ko demal nga wax ak ñi ñu ngi yàq jikko yi ñu ngi yàq sama moomeel man si gàttal ñu tànqam lu ko suñu borom mayaat leen chance yónni yoon ci Yàlla Lóot ñu tànqam lu ko ci gàttal mu jox leen une toute dernière chance mooy ñaari malaaka yooyu daal di feeñu yoon ci Yàlla Lóot dëgg la dañu jël une apparence humaine waaye comme que ca leer yu kawe la ñu jógee dañu rafet taaru ba Lóot woowee dignitaire gox ba ne leen ñaawteef yi bari na mooy yàlla gi bari na ngóor jigéen gi takkarnaase na ak inceste bi ndax da nga daan gis ko am sa doom bu góor mu dem ba am 18 ans boo xambaane dëgër nga dem di tëdd ak moom yooyu yëpp amoon na à Sodome et Gomorrhe alors mu ne leen kon nag yàlla moo yónni ñii pour jox leen une dernière chance waaye li Lóot di wax yëpp am na ci ñaar ci ay kilifa yi dégluwuñu Lóot seen bët yi ñu nga ne jàkk ci malaaka yi ndax ni ñu rafete jékki-jékki rek mel ni ñu ko teyul tëñëx yi ñëw riir wut si leen Lóot ne déet ëpp naa def ñi yàlla leen yónni soo leen bëggee am naa sama ñaari jànq mosuñoo dugg ci néegu sëy ma jox leen gars yi ne déedéet ñii rek si la yàlla mere daal di ne Seydina Ibrahima mu ne ko labayk Seydina Lóot mu ne ko labayk mu ne génn leen ci dëkk bi ñii ils sont irrécupérables fa la yónnee Seydina Jibril mu ànd ak un contingent de 70 000 malayka ñu ronu dëkk bi tël ko dëpp ko dóor ci suuf taal ko mu tàkk juróom-ñaar fukki guddi ak juróom-ñaar fukki bëccëg ba keroog maa ngi doon wax Ahmed Ndoye bii ma ne ko dinaa la may benn vidéo boo xam ne ñi ko defar du ñu chrétien du ñu musulman parce que dañu jël ñaari téere yi ni suñu borom nettalee mbugalu askanu Lóot ni ko suñu mbokku catholique yi nettalee dans la malédiction de Sodome et Gomorrhe ñu gis récit yi benn la nasaraan yi ne lii kon lu am la nañ ko gëstu ñu daal di ànd ak ay anthropologue fexe ba localiser fan la nekkoon ñu ngi ko localiser dans la frontière israélo-jordanienne actuelle waaye ba ñu ne cëpp ak seen i matériel tibb ci suuf si la ñu jëkk a seetlu suuf si dafa mel ni doomu taal et à des centaines de kilomètres à la ronde benn gàncax du fa sox du dugub du dara suuf si dafa dee géej ga fa romb nu ñu ko tuddee la mer morte jën du fa sax soxoor buuj te ba fa mer yàlla wàccee xam nga kañ la 2000 ans avant Jésus-Christ comme que ñun nous sommes en 2022 donc ça fait 4022 ans ba fa meru yàcc wàccee te meru yàlla nga fa ba tey kon yàlla meram xajul ci ñun waaye jógul rek as alak leen dafa jaar ay avertissement etc. malheureusement keroog la ma ko Adama Mbuub leeral daf ko dégg ci benn tafsir Qur'an ndekete ba malaaka yi jëkkee ñëw inspecté boobu mbugal bi ñëwagul war a dem rendre compte suñu borom subhanahu wa taala ne nañ ko suñu borom ñii nga bëgg a mbugal day gox sàngam ak gox sàngam kuréel sàngama nga fa fu ñu toll ñu ngi lay jàmm gox sàngam kilifa sàngama nga fa toujours mu ngi lay wéetal mu ne xam nga lan la mbugal gi jëkkee leen ko ci ñooñu fan la ñu newoon bi dëkk bi yàqu effectivement suñu borom moo si tere alxuraan ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa moytu leen samay duma samay nattu wala samay mbugal yoo xam ne bu ma koy dóor ci seen kaw du yem rek ci bopp ñi tooñ kon lii ànd sàmm ji ko di def nous sommes en état de légitime défense parce que duñu seetaan yàqkat yi yàq dikku bi yàq jikko yi góor jigéen law fii yàlla xëy dikkaluñu te du def xaaj ak seen de ñëpp lay maasal duñ ko nangu moo tax nag kon nous avons un rôle préventif que nous sommes en train de jouer le président Macky Sall ni ko Ababacar Mbuub waxee son intérêt mooy mu dooleel ànd sàmm jikko yi parce que lii ñuy def moom la waroon te ba Ababacar Mbuub nee na ko boo jàppale ànd sàmm jikko yi ba ñu criminaliser affaire bi di nga am jàmm ndax xam nga lu tax kenn dootul ñeme naan ko waaw kañ ngay daganal ngóor jigéen ni ko Obama defee le 27 juin 2013 Justin Trudeau def ko en 2010 ba pare ay journalistes yi ñàkk fayda Audrey Pulvar iTélé ak Franck Simonet TV5 xam nga lu waral yabeel googu parce que ñoom ñu ngi dundee yaakaar
waaye bu bàyyi woon ñun peuple bi ñu frappé fort lobby yi dinañ Macky Sall de ko yóbbu bàyyi ko ndekete moom li muy gàntal yëpp du moom mooy wax c'est le peuple sénégalais qui n'en veut pas. dëgg la jërëjëf Abdou Karim nan la lay def nga bokk ci réew mi am looy xeex nguur gi fi nekk nga gis ne li nga bëgg defalul la ko ni nga ko bëggee opposition bi nga xam ne ñi ci gën a am yaakaar ñoom ñëpp kenn wanewul lu leer ne man lii dama ko bañ yow loolu ban gis-gis nga ci am. waaw loolu man c'est-à-dire man daf ma metti benn dafa tax ba man ma am beneen gis-gis lecture ci Sénégal ci sénégalais yi ci population sénégalaise bi en réalité parce que man dama jàpp ni problème mu góor jigéen problème la nag mais solution au problème bi la solution elle est politique quoi parce que tey bu fekkee ni Macky Sall day yabalee fële ca EPU moom dafa jël ay ndaw di leen yabal fële ca EPU ña fay dem di représenter Sénégal ñooñu ay ndaw Macky Sall la ñu doon politique moo leen teg ci poste yi ñu taxaw maanaam tey dañuy fal Macky Sall ci politique moom mu tànn ay ndaw yu ko taxawal foofu maanaam ñay dem foofu du waa jàngu bi ñoo leen ñuy tànn du sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér du Cheikh Maye Niass du Laayeen yi du sëñ Mansour Mbaye Sy Mansour du ñoom ñooy tànn ñay dem di représenter EPU Sénégal foofu déedéet ña fay dem ñoom politique moo la ñuy tànn homme politique yi ñoo la ñuy tànn donc kon gis nga ni problème bi bu ñu mënuñ ci c'est-à-dire politique la quoi en réalité parce que en fait ndax politique kat nag wax dëgg yàlla la ko taxoon jóg mooy fexe ba la askan wu bëgg ñu mën koo teg jël tànn ay nit woo leen ñooñu nekk gouvernement ñu gouverner ca la askan wu bëgg loolu mooy politique mais dafa mel ni sénégalais yi en fait ñoom man xamuma lan laa ko mën a woowee quoi dafa mel ni ñoom dafa am yeneen ambition yu ñu am yoo xamante du intérêt askan wi quoi volonté populaire bi ndax man damaa gëm ni Sénégal bu pétrole bi rafetoon pétrole bi sotti lépp sotti Sénégal yëpp ku nekk même boo liggéeyulee sax ñu lay fay 800 000 wala 1 million par weer chômeurs yi pétrole bi dox usines yi dox ñëpp di liggéey ku nekk yor oto ñëpp Sénégal mel ni Libye bu njëkk ba sax te am àndul ak valeur loolu amul njariñ ndax toog ba sa doom muudu ne la paate laay sëyal loolu musiba naaru laay la léegi man dama jàpp ni dañu toll ci dimension man politique yi les hommes politiques la man damay wax ni ñoom taxu xam nga li gën a am solo mooy ñoom en réalité yàgg nañ ñoo wan ne ñoom affaire góor jigéen duñ ci wax loolu feeñ na si Senghor ngóor jigéen li ko fi gën a dugal bokk na si moom parce que politique la boo xoolee si seen administration bi tubaab yi ñoo fi nekkoon li ëpp doole góor jigéen si Senghor la fi duggee Abdoulaye Wade tamit wane na carrément ni moom affaire góor jigéen Abdou Diouf moom waxumay waxam ndax moom daanaka ci ligne Senghor bi rek la toppoon Abdoulaye Wade moom tamit carrément position yi mu jëloon ci góor jigéen ñëpp gis nañ ko dafa taxaw paa yi di marché fii ñoom papa yi ak ñoom ay Oustaz Alioune Sall ak ñëpp ñu leen door ay lacrymogène fii grande mosquée ndax affaire góor jigéen moom moo si def loolu kon moom li mu ci def moom mooy loolu ñu jógee si loolu ñu ñëw si Macky Sall taxaw carrément ne moom xam nga du criminaliser homosexualité li loi bi fi nekk doy na te ñu gis ni loi la boo xam ni maanaam moom la wax ni politiciens yi ñoom ñëpp ñi fi jot a nekk ñëpp amu ci kenn ci ñoom koo xamante am na benn jéego boo def taxawal ko dëgër ko ci xeexum góor jigéen xam nga position Macky Sall bi waaw dafa leer li tax mu leer mooy su leen defaloon li ngeen bëgg xeex bi du am mais problème bi ma am mooy yéen a ngi koy xeex opposition yi tey Sénégal kuy jël nguur yàllaa ko xam mais ci loolu laa nekk ki ñu yaakaar mooy Ousmane Sonko waaw foofu laay ñëw man dégguma ko gisuma ko man foofu laay ñëw foofu laay ñëw xam nga yàlla mooy fal yàlla mooy def njiit te bu ñu xoolee dañ ne ñi ñuy wax yëpp mooy dañ naan njiit yi les hommes politiques bu ñuy falu seen falu bu ñu ci boolee xeex góor jigéen kon puissance étrangère yeeg ONG yeeg ñi nga xam ñooy jàppale waate parce que gis nañ fi ay njiit yoo xam ne dañoo falu góor jigéen ñoo leen jàppale ñu nekk mais du fi jeex Macky Sall bokkoon na si ñun dañ ko doon wax di ko campagne bi ko gars yi di wax di ko campagne ñun gëmuñu ko woon dañ naan politique la rek ñaan Macky Sall organisation yu mag yi góor jigéen ñi ñoo koy jàppale ñun gëmuñu ko woon dama jàppoon ni campagne la rek gars yi nit ñi dañuy yàq dal rek mais biñu nee ba si biir ñoom wane nañ ko jëfe nañ ko ndax ay góor jigéen lañ fi jox ay passeport diplomatique ay góor jigéen lañuy jàpp war leen tëj kaso ñetti fan ñeent ñu bàyyi leen ay association homosexuelle yoo xamante ni sam papa xam na si dara état du Sénégal dana jox ay récépissé reconnu par ministère de l'intérieur ay mais yu bari yoo xam day firndeel carrément ni ay góor jigéen ñu jël Sidiki Kaba ay défenseur d'homosexuel def leen ay ministre de la justice def leen ay ministre des forces armées góor jigéen yi am fi baat góor jigéen boo ko jàppee léegi-léegi ONG yi taxaw léegi-léegi ñu bàyyi ko léegi-léegi bàyyi imam yi si kaso bi donc kon ak Macky Sall loolu waxoon nañu ko ñun gëmuñu ko woon c'est-à-dire man nag dama dul juum benn yoon juumaat ñaari yoon di juumaat ñetti yoon man loolu nekkuma si léegi nag man dama gëm benn affaire dama gëm ni képp koo xam ne am naa yaakaar ci yow di ànd ak yow gëm ni war nga mën a gouverner Sénégal moo xam Pastef nga ak moo xam ko mën a doon surtout man mi nga xam ne sax man dama jël sama position carrément ci Ousmane Sonko wane ko carrément man gëmuma di ànd ak homme politique boo xam ne amoo sañ-sañu yow wane sa mécontentement ak xeex ak wax sa programme ci agenda LGBT xeex agenda LGBT amoo sañ-sañ bi loolu gëmuma ko
gëwuma loolu de. man li ma gëm mooy képp koo xam ne am naa yaakaar nga gouverner Sénégal du ma nekk ci éternel recommencement da ngay ñëw ñu ànd ñun ñëpp nga wane sa position ci xeex góor jigéen ndax képp koo xamante ne yow da nga gëm ni tubaab bi ñooy fal ba ñemewoo wax ci affaire góor jigéen kon yow doo changer Sénégal. parce que tubaab bi ñoo am mainmise ci pétrole bi ñoo am mainmise ci CFA bi ñoo am mainmise ci yooyu yëpp te jot na ni ngay engagé wu ci pétrole bi engagé wu ne da ngay indi France dindi France CFA nga engagé wu ne da ngay criminaliser góor jigéen ndax am na dëkk yu ko fi def te ba léegi ñu ngi dund. Cameroun def na ko Mauritanie gii def na ko yeneen dëkk def nañ ko te ñu ngi si dund di ci génn Arabie Saoudite ngi ne ñoom richesse ba ñu am ñun ñoo leen ko ëppale Arabie Saoudite li ñu am ci pétrole Arabie Saoudite amu ko qualité pétrole sax ñun ñoo leen ko ëppale ñoo leen ko gën a baax le te dañoo criminaliser góor jigéen te loolu américain yaa ngi liggéey ak ñoom ba tey am tubaab état intérêt seen intérêt lañ xam donc kon ñun bu ñu demee ba mënuñu am homme politique bu engagé wu parce que amuñu ko xanaa à part Cheikh Bamba Dièye ak Mamadou Lamine Diallo te gis nañ ñoom seen parti politique ni mu demee combat bi Sénégalais yi jug di xeex homme politique bu jël engagement taxaw ne moom day fësal parti politique waxuma ay à titre personnel quoi nga ñëw taxaw ne man dama ñëw à titre personnel waxuma loolu de mais parti politique au sens du mot bu taxaw ne day engagé wu ci combat yi taxaw expliquer carrément même boo ñëwulee même soo mënul ñëw ànd ci manifestation bala ñu naan c'est politique ak yaa nekk suñu ginnaaw wala ñi ñoo nekk si ginnaaw mais yow at nga taxaw yow ni ngay toogee def conférence de presse ci pétrole def conférence de presse dara nga wax yow ne seen parti bii de dafay dina taxaw incha allah programme bi mu am mooy criminaliser homosexualité bu ñu toogee ci pouvoir bi parce que sañ-sañu taxaw ne da ngay éliminer France CFA sañ-sañu taxaw ne da nga bëgg Sénégal débarrassé wu ci France kon man gisuma luy waral ñàkk sañ-sañu taxaw ne da ngay criminaliser homosexualité boo toogee ci pouvoir bi man loolu laa wax man moo tax du ma tolérance boobu tolérance bi Sénégalais yi am c'est-à-dire nit ñi dañoo doyloo trop yenn engagement yi fi mu yem man doyloo ma ko man damay wax ma ne lu dul diine moo ko gën man j'ai pas peur de le dire à haute voix que man je suis pas d'avis ci ñi accepter nan non bu waxee loolu dañ koy gàllankoor dañ koy kii yàlla mooy fal ku ne yàlla moo nekk ci kaw lépp yàlla mooy doxal te président ki war a nekk président Sénégal yàlla wax na ko ba pare. mais nan ngay gisee askanu Sénégal bi nga xam ne. tey dina nekk ci askan wi. bañ góor jigéen di ko xeex di ŋàññi Macky Sall la. moom mu bokk ci Ousmane Sonko te Ousmane Sonko xeexul loolu warul ko ne maa ngi ko xeex mu noppi ci. non c'est que loolu dafa leen doyloo c'est-à-dire xam nga doyloo la moom laa dama ne la dafa am ñoo xamante ni ñoom xam nga dafa am partisan xam nga sénégalais dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw taxaw pour Sénégal am ñoo xam ne dañuy far sénégalais day far. far boobu nag mooy muur seen i bët ba duñu gis dëgg mais man toll naa foo xam ni si xeex bi ñun toll nañ foo xam ni ñun ci combat bi xàmmeewuñu kenn koo xamante ne nii nekkoo ci intérêt kuma bi intérêt bi nga xamante ni mooy volonté populaire bi li Sénégalais yi di laaj. man xàmmeewu man damay ànd ak yow fësal ni damay ànd ak yow ñun dañuy ànd ak yow ñun nitu dëgg dañuy ànd ak ñëpp fësal ni ñi dañuy ànd ak ñoom ci principe yi ñuy ànd ak ñoom bis bu ñu gisee ni principe yi yéen a ngi ci dellu ginnaaw wala nangu leen jël engagement yi ngeen jëloon démb wala waxi démb yi mi ngi war a waxu tey dañuy taxaw ne la yow lañ àndal waaye ni ngay doxalee d'accord si maanaam tey par exemple ba ñuy ñëw man par exemple man à titre personnel ba may taxaw di jël engagement di ànd ak Pastef ne parti bii nii principe yi ma ci gis ak idéologie yi ma ci gis ak wax dëgg yàlla diine bi ma ci gis man parti bi laa adhéré. kon yow waa Pastef nga. du ma waa Pastef su ma nee adhéré c'est-à-dire sympathisant laa si rek. man du ma waa Pastef man nitu dëgg la man activiste la. man damay équidistant man faruma fenn xam nga kan laa faral ku bëgg askanu Sénégal bëgg li Sénégal bëgg ba noppi boole ci. waxu waa jàngu bi boole ci waxu jullit yi boole ci waxu ngëm-ngëm principe yi nga xamante ne nii mooy tax ba góor jigéen duñu fa lambari mooy ku gëm ni yàlla mooy fal man par exemple su ma génnee fii wóor ma ndax naa yegg sama kër man wóoru ma ndax yegg sama kër te dama gëm loolu billaahi lu ma gëm la yàlla rek moo xam waxatuma laa nag koo xam ne yaa ngi xaar 2024 2 ans moo si des ba tax laa ragal la taxaw affiché wu ci xeexum góor jigéen di calculer koo xamante ni moom yow gis nga ni ñoom say tubaab bi par exemple suñu wax ci Ousmane Sonko par exemple tubaab bi par exemple tey bu fekkoon tubaab bi ci ñoom rek la wékku kon Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi c'est vrai kenn werantewu ko parce que ñëpp xam nañ ni politique bi mu indi arrangé wul France yaa ngi def lu ñu mën pour sacrifier ko te ñun dañ ciy teg suñu bakkee ne France nga ñëw bëgg benn leader boo xamante ni day ñëw indi rupture suñu diggante ak France loolu moo tax ñun ñëpp ñu nekk si ginnaaw mais ci biir rupture boobu noonu da cee bokk bañ a def comme les autres partis politiques mooy ñi nga xam dañoo ragal a affiché wu li dal Macky Sall li dal Abdoulaye Wade li dal Senghor li dal Abdou Diouf loolu la ñuy bañ mu dalaat ñu parce que bëgguñu nekk ci éternel recommencement donc loolu ñuy bañee mu dalaat ñu nag mooy dañu bëgg koo xam ne ni ngay campagne ne man su ma faloo dinaa fexe ba maanaam congé maternité nekk 1 an ni ma faloo dinaa fexe ba na maanaam caisse noire dafa xaram dootuma ko ci bàyyi caisse noire dafa xaram bu ñu duggee ci xaram ak dagan su ma faloo nangam loolu lañ bëgg tamit nga boole ko ci sa programme ne man de su ma faloo agenda LGBT bii nii dinaa fexe ba ñu criminaliser ko def ko texte bu intangible verrouillé ko ba nga xamante ni góor jigéen du fi musa sëy du fi am baat dinaa ko criminaliser ba góor jigéen bu ñu jàpp dañu lay tëj fukki atu kaso loolu dañ ko soxla ñun léegi nag wax ji mooy c'est-à-dire man li may ragal mooy may wax loo xamante ni amaana yàlla ci boppam sóoraale moo ko ci subhanahu wa taala
wala maa ngi xool ñoo xamante ni amaan lu leen neex laay wër yàlla nañu yàlla musal si loolu parce que li ëpp solo ci combat bi mooy wax ji waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko léegi nag man mënuma ne damay engagé wu pour xeex parce que man lii nii dama koy wax gars yi naan bàyyi li ngay engagement attaque yi ngay attaqué wala yooyu man du ma bàyyi xam nga lu tax du ma bàyyi parce que ba may ñëw bagage yi ma indi daa bari tuxu du ma yomb man tuxu ba dafa metti ndax li ma yenu ci bagage indaale ko ci ñëw bi rek man sama dem du yomb léegi man je préfère ki ma am yaakaar ci moom nga xam ne au moins moom am na 50% sax ci li ma gëm peut-être amul lépp mais kooku li ma yor ci bagage ay xeex góor jigéen bokk ci ay affaire valeur ay xeex yenn presse bi dama ko koy forcer ñëw taxaw xëccoog moom buuxanteeg moom mais pas pour dem bàyyi ko parce que Sénégal duñ ko bàyyi ak ñun man Sénégal du ma ko bàyyi ak koo xam ne am naa yaakaar ne yaa ko diriger du ma ko bàyyi ak kenn fekk ñi ngi dund ñun dañuy dem ak principe mais noonu la ñuy demee ak Sénégal dañuy ànd ak ñoom tànk ak tàkk mbagg ak mbagg man damaa gëm ni moment yi may wax ak yow man lu ma gëm la wallahi azim lu ma gëm la ni Ousmane Sonko day nekk président pour Sénégal 2024 dama koo gëm maa ne est-ce que gën ma leen ko gëm sax ñoom ñi nga xam ne ay membre Pastef la dama ko gëm man gëm boobu ma ko gëm moo tax nag li ma gëm di ko xeex bien avant Ousmane Sonko di ñëw wala bien avant parti bi di ñëw musuma adhéré musuma ànd ak benn parti politique di ko wane officiellement di ko wax muy leer musuma def ko ci parti bi nii di ma ko gëmee noonu looloo tax may taxaw di jël lépp lu ma bëgg ci bagage yi ma yor muy ay valeur anti LGBT yooyu yëpp ma forcé leen ko ci oto bay dem foofu noonu. mais ndax sa yaakaar tasul ki nga gëm. ba pour la première fois nga affiché wu di faral nit. ci yéene ko mu falu. ngir li nga gis ci moom sa yaakaar tasul tey. nit kooku mbiri góor jigéen xew nga xam ne ku gaaw ci live la ku mën a wax ak askan wi la ngir bëgg bi mu leen bëgg mu noppi ci parce que am na noppi boo xam ne confirmation la waaw noppi bi mu ci noppi tasut sa yaakaar si non c'est-à-dire xam nga yaakaar bu tas day ça serait trop dit parce que man yaakaaruma nit man yàlla laa yaakaar man kay yaakaar gi nga yaakaar mu soppi valeuru Sénégal non c'est-à-dire moom laa la dama ne la xam nga man dama la benn affaire du ma la nëbb de man li may yéem mooy Ousmane Sonko bañ ñoo wor man loolu moo may yéem man li ma yëm mooy Blaise Silva mi bañ maa wor kéemtaan bi foofu lay nekk mooy sam papa ji bañ maa wor loolu moom may yëm ci combat bi mais pour politicien wor ma non loolu mënu maa yëm. non mais kon ni mu def nii. kon dafay nekk lu normal. waaw loolu logique la quoi. non kon ni mu ci noppee. ni mu ci noppee mandi yéemut la. non man damaa gëm ni du ci noppi te du ci maandu dama ko gëm. parce que lu may xeex la ba mu wax ci. mais ba tey waxagul. non dina si wax. d'accord. parce que du ma ko bàyyi. d'accord c'est que loolu dama am tolluwaay boo xam ne dama bëgg nga comprendre ko quoi. dafa am lu ma bëgg a dolli. tolluwaay la boo xam ne lu ma gëm la xaaral imam lu ma gëm lu ñu bokk la c'est-à-dire man dama gëm ni la personne de Ousmane Sonko parti Pastef du lu ay nit benn waay fans wala benn waay moom wala ku toog ci ordinateur lu mu moom lu ñu moom la ñun ñëpp muy benn xéwal boo xamante ni il nous a fallu presque 60 ans pour ñu am loolu déclic boo xam ne un homme politique qui s'engage pour engager wu ci intérêt Sénégal ak njëriñu Sénégal ak rupture totale révolution li révolution la quoi xeex LGBT Pastef noppi mais c'est que lu laay expliqué dama ne la xam nga boo nee Pastef noppi wala nga ni noppi mooy dafa mel ni ñoom lu ñu moom la rek lii dafa am sympathisants yi ñoo ëpp partisans yi d'accord est-ce que comprendre nga baax nga expliqué ay révolutionnaire ñoo ci topp doon xeex bien avant ñoom ñuy ñëw ñu ànd mbaggal leen dooleel leen ba ñu taxaw non sànq yow yaa ne waxoo personne parti nga wax parti laa lay wax mais Pastef waxu ci mais moom laa lay expliqué nii ba tey sa yaakaar tasul déggoo xam nga suma li ma la expliqué foog nga dégg ma nga xam ne affaire bi gën na yaatu ci ay yaakaar bu tas ñun duñu ay nit yu demee ay demi mesure man meluma noonu ñun meluñu noonu ñun principe la ñuy demee principe yooyu fekk ñu ngi koy gis duñu bàyyee noonu de raag lay doon xeex parce que dañ leen war a jiital ñoo war a gouverner réew mi ndax 50% ci li ñu bëgg ñoom yor nañ ko kon ñoom ñooy les candidats idéal mais la ca des tam mu ñor ñu ñun te tax ñuy xeex ba léegi ñuy dugg kaso di daanu ñu indi problème jafe-jafe bu nekk ñu koy am ñun nga xam ne dañu def ay dañuy fiché ci ambassade yeeg lu nekk ñu koy xeex ñu fas yéene sacrifié wu ndax diine ak ngëm-ngëm ak principe bu diine ak valeur loolu dañuy siy fekk si ñoom d'accord ñun kenn duñu use rek daw dem déedéet duñu la bàyyi dañu naan ciix say tànk fa ñu jëm nga àndu faat ñun by force la d'accord comprendre nga ba fu ma lay waxee c'est-à-dire by force la maa ngi dégg kii nu mu tudd El Malick muy wax si TFM mu ne moom bi muy ñëw ci rassemblement bi à titre personnel la ñëwee mu ne Ousmane Sonko ba muy ñëw ci premier rassemblement bi à titre personnel la ñëwee ñëwewuñu ça li mu wax mooy moom dafa ñëw loolu da ko concerné moom xeex bi moom agenda LGBT loolu lu mu gëm ne lu ñu war a xeex la mais man ni mu waxee si dégg da ngay xam ne moom ñëwul fa parti bi léegi loolu nag mooy combat bi mooy sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér jàngu bi murit yi tiijaan yi xaadir yi ñoom ñëpp mënuñoo dajaloo ak ñëpp mooy bois sacré chrétiens yi ñëpp mënuñoo dajaloo ba pare di xeex benn affaire boo xamante ni benn homme politique la ñuy xeexal xaalal ko yoon quoi ñun dañuy xaar Ousmane Sonko mu ñëw pour ñun ñu xaalal ko yoon ci xeex valeur boo xam ni bi ñu koy xeex boobu Ousmane Sonko am 9 ans la am ñun bi ñuy xeex boobu parti bi ñuy xeex ñu ñuy jàpp di ñu tëj ci kaso yi boobu parti Pastef amagul
loolu yanawut maanaam bu ko bëgg wax tu n'es pas de bonne foi dëgg la mais dañ ne politique c'est l'art de bien gérer mais politique dafa war a méngoo askan lu ñu gëm parce que loolu mooy révolution loolu mooy rupture totale mais dañoo bëgg ku am sañ-sañu taxaw ne man su ma faloo damay criminaliser homosexualité d'accord comme ni ngay waxee su ma faloo damay def nangam loolu lañu soxla kon te nit ñi nañ nangu dëgg te yàlla tax quoi kon yow loolu ngay xaar ci Pastef xaaruma ko de dama koy xeex ak ñoom ba ñu wax ko ndax ñoom ñoo fi ne keneen nekku fi d'accord nit da ngay jël da ngay def li nga am ak li ngay def li nga war a def ak li nga am d'accord monsieur Silva yow nan nga gisee xeex bi nga xam ne jàngu bi ñoom ñëpp taxaw neen ci kilifa diine yi te Sénégal toujours ñu ne 100% ñëpp a gëm wala benn pour cent rek a gëmul ku ci dul jullit di chrétien xeex boobu ñëpp taxaw ci ba tey mënut a sotti nguur gi position mooy loi mu ngi fi boo xam ne daganal góor jigéen mais askan wi ànd kook ñoom tey opposition bu bëri dee neen mooy ñu ngi Benno Bokk Yaakaar Idi yaakaaroon nañ ko président mu ngi ci mag yi da nga leen di lim PSC na PDS xamaguñ fu mu taxawee opposition bi ñu gis mooy ñoom Khalifa Sall Barthélemy ak Ousmane Sonko ndax dina la may yaakaar yow en tant que chrétien en tant que sénégalais en tant que kuy xeex ay valeur askan woowu yaakaar doon président ëllëg ginnaaw Macky Sall ngay xeex ñu noppi ci waxuñ ci bokkuñ ci ak yow defuñ communiqué defuñ dara yow loolu du tas sa yaakaar ci ñoom. waaw maa ngi rafetlu laaj bi du tas sama yaakaar. li tax du ko tas mooy xam nga Sénégal dafa bëri jeunesse dafa bëri ñoo xamante ni ay ma yóbbaale lañ maanaam dañ naan tël rek bu ne tël rek ñun ñu jàpp ni parce que gis nga Sénégal problème bi ñu am nii li ko waral leen kese la diine baa ngi fii chrétien yaa ngi fi musulman yaa ngi fi mais laïc bi moo ñuy sonal ak république bi parce que loi la yoo xamante ni dañ ci génne diine loolu moo nekk li nga xamante ni moo ñu gën a sonal parce que tey boo seetee Sénégal bi ñun fekk ñu jamonoy Senghor suñu maam la mais ci histoire dégg nañ ne moom moo newoon sëriñ yi gérer leen diine bi da ngeen bàyyi ñu gérer politique bi donc loolu moo nekk di continuer ndax tey président moo remplacé buur royaume république moo remplacé royaume mais buur yi li ñuy ñàkk diine dañ daa am ay sage ay conseillers maanaam ay kilifa yoo xamante ni dañ leen di sañ wax dëgg loolu moo manqué ci palais bi du président moo war a tànn ay conseillers am tey conseil ngay dégg yëpp amuñu sañ-sañ wax dara président tey tarixa yëpp ba ci jàngu bi chaque tarixa waroon a am kilifa goo xamante ni ñoom la ñuy yebal ñoom ñooy conseil président de la république loolu mooy tax bu naree def lu méngool ak suñu diine ak suñu aada ak suñu cosaan ñu ne ko non lii du fi am parce que man daf may métti sax ma dégg kilifa diine bu toog naan ci pays laïque lañ nekk parce que lay conseil de diine tey boo duggee tribunal bi doo fa tudd yàlla doo fa tudd yonanti tribunal doo fa tudd yàlla juge yi ñoo fay yàlla yu ndaw avocat yi ak seeni procureur parce que loolu moo ñuy sonal moo tax combat bi nekkatul rek ci xeex nii comme ni ñu koy waxee et puis il faut buñ ñu nax quoi naa ñu ay politique moo laxasu ci ginnaaw mais politique mooy defar dëkk ñoom yéen dëkk la ñuy dem vacances ana suñu njiiti seen doom yi fa la ñuy jàngee mais dëkk yooyu politique moo ko defar comme li Karim wax sànq Ousmane Sonko dama ko mës a dégg mu ne moom bu jëlee réew mi daa bëgg chaque njiit boo amee nobal tàkk ci réew mi say doom di fi jàngee say doom di fi fajoo loolu dina tax ñu ñoŋal hôpital yi ñoŋal njàng mi mais tamit mais xeex bi gën a noble mooy xeex ngóor jigéen ñi moom na taxaw leeral la ñu ni moom bu amoon majorité assemblée nationale dañuy criminaliser ngor kii homosexualité waaye mu ngi ci combat bi awma jot mais rafetlu naa li ànd sàmm ji koy organiser parce que ñu teewoon keroog fële du ànd sàmm ji koy kese de peuple bi ñoo génn te peuple bi génnoon keroog ñoom ñoo génnoon mois de mars bi passé waaw kon nañ jàpp ni combat bi dafa dépassé ànd sàmm ji koy parce que lépp loo gis day am ñu ko jiite suñu papa yi ñun dañ leen war a noppal man daf may métti su ma toogee taal rajo dégg wax sa xalaat benn jeune woote naan ànd sàmm jikko ñu ngi xeex ngóor jigéen waaye am na yeneen yu fi gën a mais ñoom lan la ñuy xaar ñun man ñaanatuma gis man tey ñaan naa bu imam Matar Gueye buy ñëw ci dara day ñëw rek toog ñun ñoo war a jël combat bi xam nga lépp lu ko waral ku ci nekk sa bopp nga tal gis nga alal
na la jig nit tabax na këram ba noppi dugg ci parce que dafa am loo xamante ni moom mooy sonal suñu njiiti calcul tey Moustapha Niasse bu doon xaalis mooy tax nit nekk président nekk na président bu yàgg dem si yàlla Tanor Dieng def na lu nekk nekkul président Idrissa Seck ku ko waxoon Macky Sall moo la njëkk a nekk président du ko gëm du ko mës a gëm yàlla mooy namm njiit ci nit da ngay nekk xale sa nekk ci kër gën a am responsable ñi la mag kooku yàlla moo koy def ci nit kilifteef du ci âge diine baax na ñëpp jàng ko diine baax na képp kuy doomu aadama boo dee musulman da nga war a xam sa diine boo dee chrétien da nga war a xam sa diine mais kilifteef yàlla koy def ci nit gis nga ñun chrétiens yi da ngay gis koo xamante day jàng bëgg a nekk labbe day dem ba jour bu ñu koy sol dootul mën a nekk labbe lu tax parce que yàlla ji woowu ko parce que dafa am ñaan yoon bu ñu ko ñaani comme ñaan yooyu ngeen wax xutba yooyu boo ko antanul doo mën a nekk labbe te am na foo xamante ni balaa ngay nekk labbe dañ lay muur ak sër rabal ñuy prière labbe yu mag yi di prière kooku boo amul sens sax doo jug maanaam da nga fay jaaree dem donc il faut nga sell il faut nga nekk nit koo xamante ni yàlla moo namm ci yow loolu parce que tamit boo nee oustaz boo nee abbé boo nee imam mooy ki dëddu àdduna di xeexal diine donc boo dëddu àdduna di xeexal diine dafa am ay jikko yoo war a yor parce que boo nee jiit ñi nga jiite dañ lay xool dañuy roy ci yow mais ñun fi ñu ñàkkee sens ci Sénégal mooy amaguñu président bu bëgg Sénégal depuis Senghor ba ci Macky Sall lenn rek mooy tax ma wax ko ma firndeel ko musuñu gis président boo xamante ni ba mu faloo njàng bi jaar na yoon amul paj mi hôpital yi jaaruñu yoon dëkk bi amul sécurité ku la ëpp doole jaay la doole seeni doom duñ fi jàng parce que njàng bi baaxul mais ay poste de santé yi gën a ndaw da ngay dem ci dëkkaan parce que man yàlla def na am naa sens Sénégal amul fu mu duggul ci réew mi mais da ngay dugg ci ay dëkk yam day am poste de santé mais doo am équipement ba léegi ñi ñaa ngi yéeg ci ay saret di dem faju ji wala nga gis ambulance bu gaare panne moment boobu ñu ngi fooy fi milliards yi léegi na jeunesse bi yeewu affaire bi sax nekkatul sax suñu njiiti mais jeunesse bi moo la yeewu étudiants yi nekk université buñ jàngee ba pare ne mais nañ gestu seen culture am na loolu yow yaa koy gestul sa bopp tubaab bi du la ko jàngal Cheikh Anta Diop boo ko bëggee xam yaa koy gestu kilifa diine fi nekk yëpp ñoom Omar Foutiyou Tall maam Cheikh Alaaji Malick maam Borom Touba cardinal Thiandoum Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ba ñuy am 2 cardinal Afrique de l'Ouest amul sax ñu am benn nga ko xool fu Sénégal toll ci njàngu bi cardinal Thiandoum ak cardinal Théodore Adrien Sarr donc loolu noonu yow yaay gestu pour xam ko da lay man li may métti du ci politicien de parce que nit lu ñu la teg te tegoo ko nga nangu ko day dagal jeunesse bi ñoo war a xam liñ bëgg. non mais yow sa jamono moo toll foo xam ne li ngay bañ ñi nga tudd yépp mag ñu baax ñi den ko doon bañ. soo gisee balaa nguur di am indépendance yii amu fi mosuñoo dajane dañuy xeex góor jigéen parce que boo ko defaan kilifa mooy taxaw def li ci war mu jeex. mais dañu ñëw am nguur googu nag bu jàpput sa xeex bi li nga bëgg mënul am léegi nag li ma laaj mooy nan ngay dundee yow nitu valeur bi bañ li nga xam ne baaxul bokkul ci valeur sa nguur bu ci defoon lu la doy yow doo ko xeex. waaw mais ñi nga taxawal tey ñi nekk ay opposition war a joti nguur gi. ëllëg waxuñ ci yeeyuñ ci yàbbiñ ci yow loolu nan la lay def. waaw mooy li Karim wax sànq rek wax ji man leen kese la man gëwuma man ba léegi gëwuma ni Ousmane du ci wax man gëm naa dina ci wax pour Sonko rek. am na yeneen politicien non ñun xamuñu yeneen politicien wax dëgg yàlla amuluñ benn njëriñ quoi. yow Sonko rek. non du Sonko kese am na Sonko am na ay Bruno D'erneville ba ci Barthélémy Dias dëgg la nekkoon na PS. mais li mu wane ci at yu mujj bi ki amee problème Khalifa Sall. wax dëgg yàlla gis nañ fi ñoo xamante ni war nañ Khalifa Sall. ñi nga xamante ni bu ñu déggee monsieur le maire ginnaaw yàlla comme Bamba Fall bu déggee monsieur le maire ginnaaw yàlla Khalifa Sall tax. mais bi Khalifa Sall di nekk si ay jafe-jafe ci la ko war. la preuve bi mu amee dëj ci at yi weesu président Macky Sall di ko jaale si lan la ko wax boo mu woowee ma liggéey ak yow yaa ngi am dëj nit ki di la jaale si nga fàtte sa nakar di politique te moment boobu Khalifa Sall mu ngi nekk ci ay xat-xat donc boo ta demam bi ku mu bett amoo lecture politique ñun benn c'est-à-dire kenn lañ gisagum. dañoo am parce que gis nga mooy li ma wax sànq wërsëg day am ci nit. Ousmane Sonko fekk na fi ay nit ñu ko jiitu ci politique ku ci mel ni kii député bi la suñu papa ji ki doon xeex ngóor jigéen ci kii bi Diallo ku ci mel ni moom Lamine Diallo ku ne xam na ni kooku ak loo ko mënti waxal nitu principe la si ay Cheikh Bamba Dièye mais yàlla mooy li moo sax wërsëg la ci Ousmane Sonko
Ousmane Sonko deful li tax sénégalais bëgg ko gënu fi muus gënu fi jàng mais loolu ak jagle la yàlla koy def ci yow. d'accord moo tax ñun ñuy wax Ousmane Sonko mais man gëm naa ni. dina ci wax te dina ci wax parce que lu tax. lim fi jot ak wax yëpp ci ay valeur nguur jigéen mooy bi principe mooy bi gën a gën bi mu war a xeex moom. ay francs CFA yooyu yëpp na ko teggagum na le. bañ pare ci nguur jigéen yi parce que ñun lépp loo ñuy jaay lu dul yar ak teggin ak taalibe maanaam diine gëmuñu la. te dafa am benn affaire fu may daanale mooy. dama am benn affaire bu ndaw bu ma bëgg a ñaax waa Pastef mooy du ñëpp quoi parce que man xam naa ñoom Diomaye si xam naa yeneen gars yi xam naa ne ay El Malick xam naa leen. mais militants yi gis nga militant kese mënul fal président. PS kese taxuñu Abdou Diouf falu. AFP ñi fi nekkoon tax mënuñu woon tax Moustapha Niasse falu. APR mënuñu tax Macky Sall falu xam nga lan mooy tax président falu mooy li ëpp ci réew mi ñoo lay bëgg mooy sympathisant yooyu ñuy wax Ousmane Sonko ñi ko bëgg ñoo ëpp foofu ñu ànd ak moom donc nañ bàyyi bu ñu waxee ci Ousmane Sonko ñu ñuy sonal ak wax ji mooy ñun gënuñu gëm Ousmane Sonko gënuñu bëgg Ousmane Sonko man mi di wax yow am naa sens yendu naa ak Ousmane Sonko añ naa ak moom jour ba mu seeti Khalifa Sall Rëbës man maa ko yóbbu ak oto Birno moom woo ne ma jëli li ma Ousmane parce que dafa demoon campagne Ziguinchor mu jël vol chauffeur am ñëwagul ma dem jëli ko Sonko président ñu ñoo ko campagnal ba mu falu kon xam naa Ousmane parce que nit dañoo ne balaa nga koy xam nga yendoo ak moom ku simple amul benn problème mais wax ji mooy dina ci wax xëy na dafa nekk cee xat-xat mais comme li Karim wax jour bi ñu defee mobilisation bi comme na mu ko defee woon ci équipe nationale bañ gagné Porokhane la nekkoon mais posté na rafetlu ko mais na posté benn vidéo sax au moins mu jaajëfal sax suñu papa yi parce que combat bi ñoom ñoo ko waroon porté. d'accord ñun dañ leen bëgg a noppal ñoom. kon li nga xam ne moo leer mooy askanu Sénégal ñoo jug di xeex li nga xam ne bokkut ak seen valeur ni nguur gi taxawee des na doy ñenn ci askan wi li gën a tey seen xel ñoom ñu bokk ci xeex bi mooy ñiñ yaakaar ne ñooy toog ci nguur gi ëllëg waxuñ ci buñ ci tuddee Sonko nag dafa fekk ne moo ci gën a fës ci opposition bi waaye ñëpp la ñuy wax képp ku itteewoo administration bëgg a nekk président sénégalais yi ñu ngi lay laaj sa taxawaay ci xeex bi ñu nekk ndax ku ci nekkul doyut leen Imam Makhtar ma ñëwaat ci yow li ngeen di xeex dafa bari ñu leen di tuumaal ne da ngeen di politique ndax dégg neen ñu ne ànd sàmm jikko yi da ngeen bëgg a taxaw ci législatif yi di ñëw pour am ay député pousse ñi fi nekk mel ni da ngeen am ambition présidentielle mënu leen caa dem mënu leen cee yegg parce que doyu leen sénégalais pour ñu fal leen ngeen wéeru ci ginnaaw Ousmane Sonko farag moom kon jiiñ bi ñu leen jiiñ ne da ngeen di politique ban tontu nga may leeralal ci loolu. waaw d'abord damay rebondir ci li Karim wax sànq ci complexe bi leader yi nekk ci langue politique yi am pour wane fonk gi ñu fonk des valeurs religieuses nit waroo am complexe nekk catholique di fësal sa gëm-gëm ci jàngale yu tedd yi fi yonent Yàlla Iisaa bàyyi boo nekkee jullit waroo am complexe ngir wane ngoy gi nga ngoy si jàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun gënu ñëw démocrate américain yi la première démocratie du monde waaye un chef d'état américain une fois élu balaa moo jël fonction buy prêter serment bible bi lay teg te yemul ci fonction daal di waat nag ne lii ngeen ma sas danaa ci góorgóorlu du ma war le peuple américain ci bible bi rek ba pare nag doog a jóg nag jël fonction officiellement yemul rek ci président de la république yeneen fonction yi maa ngi benn vidéo un grand officier de police waaye moom jullit la d'après le protocole un problème se posait mënuñu ko waatloo ni ko sart yi waxee ci bible ndax jullit la waaye lu ñu mujjee ñu jot ndigal ne indil leen alxuraan xale yónnee vidéo bi mu teg alxuraan teg loxoom waat ne charge bii ngeen ma dénk di haut officier de la police incha allah danaa sàmmoon teg moom incha allah du ma war le peuple américain ñooñu ñun gënuñu leen démocrate boo demee au congrès américain à la chambre des représentants wala au congrès c'est une tradition boo ñëwee ci podium bi discours ba noppi doo dem mukk te neewu leen God bless you yal leen yàlla sàmm nga doog a wàcc dem toogaat sa place
li gën a gàtt sax le billet américain dollar luñ ci bind une God we trust yàlla lañ yaakaar waaw ñun ñoo gën a démocrate américain yi kon ñoom sans complexe ñu ngi wane importance su diine importance su gëm yàlla pour réew bu bëgg sa doxalin mucc ayib foofu la ñu yaakaar élite politique bi dem ba décomplexé wu xam ne lii ñu yàlla jox nañu Injiil yonent yàlla Iisaa une forte communauté catholique incarné ko jox nañu alxuraanul karim chariatul muhammadiya sunnatul nabawi 95% de musulmans incarné ko mais loolu c'est de l'or waaye leader politique da ngay gis ku rus sax di tàmbali discours am bismillah rahmaan rahim sax dañ koy rus a wax gàcce la ci ñoom c'est une honte que la plus grande le pays le plus matérialiste des États-Unis la plus grande puissance technologique économique et militaire du monde la religion elle est imprégnée dans tous les secteurs d'activité à commencer par le chef de l'État du prêter serment te tegul Bible loolu la ñuy inviter nos leaders politiques te comme que dañu toll ci actualité ñu ngi xeex lu garaaw loo xam ne suñu borom faagaagal na ci ay askan yu bari du askanu loolu rek boobu rek siw keroog laa dégg imam Moustapha Gueye di ci wax yeneen am na yeneen askan yu mu ala ci ngóor jigéen foofu la Sénégal toll ci inquiétude yaa xëy lii Abdou Karim wax dañ ñun dañ ci ànd nañu wax ku ci waxul ci suspect parce que adduna bi moo toll ci yooyu enjeu ñëwal ma ci laaj bi. li ñu leen jiiñ politique. waaw ba foofu lay jeexale waaye nag il faut rendre à César ce qui appartient à César. waaw man jëloon naa keroog la résolution du bureau politique du grand parti de Malick Gakou nit da nga koy seede rek te yàlla tax Malick Gakou demandait à ses députés boobu déposé gu ñu proposition de loi bi le 22 décembre donc mu ma ko jox vers le 18. il a demandé dans la déclaration du bureau du grand parti ne leen bu proposition loi bi ñëwee plénière non seulement na ngeen ko voté yéen les députés du grand parti waaye man Malick Gakou jox naa leen ordre ngeen propagande loo leen mën ci ay députés yeewu askan bi dans l'assemblée ñu fekk si leen voté ko c'est le seul parti à l'avoir fait immédiatement bi ma ko Malick Gakou yónnee ma jël ko jox ko Ababacar Mboup ma ne ko au moins un leader de parti dans l'instance la plus élevée de son parti muy bureau politique jël na décision ne nañuy jàppale ànd sama jikko yi bon xëy na peut-être d'autres vont suivre waaye nag par moralement je me devais quand même porter témoignage boobu en prenant Ababacar Mboup comme témoin parce que jox naa ko alors léegi maa ngi ñëw ci waxi politique bi waaye li ma ta leeral pour dalal xelu Macky Sall bu dee dafa ragal fonds monétaire banque mondiale dootuma jox financement du ma am lu ma régler problème syndicat yi dama bëgg kii ñu jàppee dof te du dof muy Robert Mugabe africain bu digne la ñu roy ci moom waxi ñàkk fayda yi Obama waxoon président Macky Sall le 27 juin ay kañ ngay daganal góor jigéen ak Justin Trudeau di wax yi yabaate ndax man en tant que sénégalais ça me fait mal mon chef d'État parce qu'après tout Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais un jeune pays comme le Sénégal une puissance étrangère def des milliers de kilomètres ñëw ba fii en visite officielle ñëpp ne alhamdulilah lu day ni Amérique lu day ni Canada ñi day boo demee dañuy jox Macky Sall ay solution ci jafe-jafe yi am ci mbay mi problème yi am ci santé bi ci éducation yi waaye amoo loo koy wax jàkkaarloo moom les yeux dans les yeux naan ko Sénégal yi góorgóorlu ci démocratie de y a le pluralisme médiatique le multipartisme le pluralisme syndical waaye góor jigéen ñi foo leen ci toll loolu c'est une insulte alors wax naa ko sànq li waral ñoom ñuy ñëw di ñëwaat parce que toujours ñu ngi dundee yaakaar moo tax dama bëgg li Robert Mugabe def dama koy junj rapidement rek parce que c'est une longue histoire ñu inspiré wu ci nii Obama def Macky Sall ak yeneen puissance étrangères yi fu ñu ko romb rek kolaas ko ci affaire góor jigéen yàpp ko te buñ ko yabee yàpp nañ ñu parce que mooy président de la République du Sénégal Robert Mugabe xam nga nu mu ko fajee ni France di amee tous les ans le sommet de la francophonie président de la République française jiitu ko les anciennes colonies d'Afrique et qui sont des états francophones ñoo fekke ko les pays anglophones ñoom dañu am tamit seen sommet de la francophonie ñu ngi ko tuddee le sommet du Commonwealth bu 2015 bi David Cameron premier ministre bu Angleterre moo ko doon présider waaye dafa tàmbali yoo xam rek xam nga ko ci dafa wax ne ku wax feeñ mais bon voilà yéen les anciennes colonies britanniques yéen ñuy góorgóorlu ci démocratie ci lii ak ca laa na seen xel dal l'aide au développement va se poursuivre waaye nag adduna bi dafa évoluer
il y a de nouveaux droits mooy yi Ababacar Mboup di wax ci agenda bi boo xam ne dafa jagleel ay sañ-sañ yu bees aux minorités sexuelles particulièrement ñi tànn seen orientation sexuelle bu bopp dafay wodd wax ji rek waaye mooy góor jigéen ñi alors kon l'aide au développement va se poursuivre waaye nag dinañu gën a farataal ndimbal li au profit des pays africains yiy jox ñii seen àq ak seen yelleef waaye ci saa si Robert Mugabe jóg demandé parole protocole bi ne ko vous voulez poser une question c'est prévu attendez la fin mu ne du ma xaar fin bi parce que il nous a insulté ne ko yow David Cameroun bi ngay wax musiba bi est-ce que ànd nga ak sa saw yow nga bëgg ne léegi désormais pour ngeen continuer ndimbal li il faut que ñun ñu jël la gën a yées ci seen jikko muy ngóor jigéen moi j'ai un chien man Robert Mugabe à la maison waaye jomba naa def li te maa ngi jégalu sax sama xaj daal di tudd turu xaj bi li ma ko jël comme exemple parce que moom du def lii ba pare saagoo ko nag ci Zimbabwe ne ko go to hell va en enfer fa bagaasam génn dem depuis lors la ñu may Robert Mugabe jàmm kenn ñemeetu ko naan waaw photo la góor yéen keroog lañ ko bàyyi moo tax c'est la première fois ma gis un chef d'état bu décédé ay tubaab di tàccu sonnale na leen lool et enfin Robert Mugabe donte le bokku ñoo ko moom diine yàlla moo ko dooleel ci wàllu woowu xam nga fu mu ko dooleel oustaz nga yaa ma ko gën a xam suñu borom tontu na layam bi pour parler comme Dambo yi chef d'état yi di def vis-à-vis de l'Occident waaw je vais voir on n'est pas encore prêt suñu borom tontu na leen parce que bu fekkee dañ naan on n'est pas encore prêt parce que dañu ragal financement yi ñu coupé ko suñu borom wan na leen ni banque mondiale yorum seen añ seen ndékki ak seen reer fonds monétaire non plus yeneen structure du UNESCO kenn yorul seen lekk man suñu borom maa ko yor ñu ne ko ci naka mu ne walillahi xazaa'inu samawati wal ard yàlla ko wax nee na les trésors des cieux et de la terre ci sama loxo la ne waaye dafa am lu mu ci teg de nee na walakinal munafiqina la yafqahun nee na malheureusement ça les hypocrites ne peuvent pas le comprendre ñun ñu ngi ñaan Macky Sall noo mooy ci aaya boobu banque mondiale mënuluñ ko dara fonds monétaire mënuluñ ko dara léegi nag ñun ñu ngi xeex un combat légitime pour que su valeur yi fi mag ñi bàyyi te ñu bokk ko ak suñu mbokku jàngu bi bokk ko ak waa bois sacré avant diine di ñëw avant christianisme di ñëw avant l'islam di ñëw valeur u kersa valeur teggin valeur u jom le respect de la parole donnée ñu daal di créer kuréel pour ñu ànd joxante loxo ngir sàmm valeur yooyu tuddee suñu kuréel ànd sàmm jikko yi waaye ñu ne ñu dañuy politique ñii ñoo ñàkk argument te dañ ci teg baat bu soof mais nous sommes des politiciens encagoulés pour la xanaa balaa nga encagoulé Blaise ma di la ragal pour bañ nga xàmme ma gis nga Karim takk masque yow takk nga masque ak man. mais li ngeen bëgg a dem législatif moo tax. ma ñëw parce que ñoom dama leen di tontu par benn gis nga Ababacar Mboup di masqué wu nous on fait tout à visage découvert jàkkaarloog askan wi keroog maa dégg 3 organes occidentaux ñu yorente RFI France 24 agence Chine Nouvelle Algérie Presse Service xam nga lu ñu doon yorente ay chiffres ñii naan rassemblement bu 20 bi ñii naan 100 000 personnes ñii naan 80 000 bi gën a tuuti 50 000 kon nag ñoom ndéem nit lañu nañu xam ne daje boobu daje foofu bakkenu Ababacar Mboup taxul ñu daje fa bëgg lu neex Karim taxul ñu daje fa bëgg lu neex Jamra wala la Ligue des imams tam peuple sénégalais ci boppam moo bañ mbon peuple sénégalais bi ci boppam moo bañ lii nga xam ne suñu borom rëbb na ko ci fukki fatwa ak juróom-benn suratul Ankabut suratul Uhud suratul Anfal suratul Anbiya yi suñu mbokk catholique yi rëbb nañ ko ay yooni yoon bi ci gën a siiw mooy chapitre 18 verset 22 seen téere boobu ñu wax Lévitique suñu borom ne coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination kon 80 000 personnes ya daje foofa c'est des musulmans c'est des chrétiens c'est des animistes waa bois sacré c'est des athées ndax sénégalais yàlla baaxee nañu dañu bëgg valeur ñooñu ñoo fa daje de suñu bëggee askanale ñooñu naan dañuy politique juum nañu de l'augmentation des sanctions pénales contre l'homosexualité est devenue une demande sociale bu ñu nax seen bopp boo ko bëggee askanale Karim ndax mere naa ko te Karim day politique alors que juum nga boo ko bëggee askanale Ababacar Mboup juum nga alors loolu laa bëgg ñoom ñu ubbi ci seen bët peuple sénégalais moo wax ak ñoom te mosu leen dégg fenn ànd sama ji koy naan la gifle que vous avez reçue ci local yi ndax xët nañu leen ngeen perte mairie de Dakar
mairie de Guédiawaye perte ngeen Tëngéej perte Kaolack perte Thiès yépp commune est commune ouest commune nord perte ngeen sax conseil régional bi perte ngeen Ziguinchor alors ànd sàmm jikko yi mësul wax lu ko waral de yéen a waxal seen bopp naan waaw lii ak ànd sàmm jikko de ça nous a causé préjudice yéen a ko waxal seen bopp waaw ba pare nag ngeen bëgg tànk xam lu cette demande sociale ba pare ngeen bëgg dem ci législative ak xel mu dal mënul ne parce que ñun on se laissera pas faire lii ñuy laaj c'est une revendication légitime te yéen ñi ñu ko gàntal moomu leen assemblée bi te ñun bu ñuy jóg pour matérialiser suñu revendication on a des différentes stratégies masalan te fekk nga lépp ñun ba ñu jógee doon def pression ci Abdou Diouf ne ko drogue bi dugg na ci école yi mu ngay rajaxe mu ngay yokk mu ngi kannasuloo xale yi di yokk insécurité bi di tas sëy yi di déstabiliser l'économie nationale avec le recyclage de l'argent sale dañ ko doon tàggu parce que dañuy jotoon benn invitation Nations Unies pour dem à la conférence de Vienne le 17 juin 87 ne waaw d'accord d'ailleurs sax man danaa leen booleeg sama ministre de la santé Marie Sarr Mbodj mu ànd ak yéen yàlla dogal ba ñu demee ONU daal di sax xami suñu lanc daal di ne waaw yéen pays africains yi daal suñu dernière recommandation bu leen naa ba mu defee ne vous pouvez faire face individuellement au lobby de trafic de drogue ñu ne quoi lu solution mu ne yéen ñi bokk frontière ak espace économique na ngeen harmoniser seen législation parce que bu fekkee Yaya Jammeh day dóor ay 20 ans ka nekk ca wàll gële di Nigéria moom nga xam ne ça peut aller jusqu'à la peine de mort Sénégal ay 6 mois ak yooyu maillon faible boobu fa la lobby yi di jaar moo tax le Sénégal était devenu la poubelle du trafic sous-régional de drogue ba ñu ñëwee ci Abdou Diouf loolu lañ ko rendre compte ne kon ñun dañu bëgg nga yokk daan waaye waaw on va voir ba ñu fi jógee en 2000 Abdoulaye Wade dañoo ñu dàbbaliwaat ko ah oui c'est vrai parce que man ab bi ma nekkee avocat j'ai eu plusieurs cas yoo xam ni ay famille yu tas ndax trafic de drogue on va le faire mais bi ñu demee ba 2007 gis ne deful dara ñu am lu ñu def te mooy tontu sa laaj et on l'a fait à contre-cœur parce que ñun politique gu Sénégal intéressé wu ñu ndax setul waaye dañu mujjee xataraayu créer sur les flancs de Jamra une branche politique bu tudd RDS ñoom ñoo ñu ci obligé le Rassemblement démocratique sénégalais parce que ñun en tant que organisation de la société civile amuñu droit def politique bokk suñu statut pour contourner la loi comme ko wax nañ ba sonn na ngeen tànk xam nañu soññe nañ seeni député pour ñu dugal proposition loi ngeen tànk xam nañu dinañ dem waxal suñu bopp alors yàlla dogal ñu créer ce parti daal di def alliance avec la coalition Sopi campagne xeex am député bi dugg assemblée propagande ay moroomu député ba am une large majorité ñu voté ko le 30 novembre 2007 daal di criminaliser le délit de trafic de drogue c'est la loi 2007 31 du 30 novembre 2007. kon ana kagul. kon loolu pour ngeen réussir ko pour ngeen réussir ko da ngeen dugg ci politique. laajul kagul boo loolu laaj ci njëkk ak teraanga réglé wuñu ko demal nga waxal sa bopp. parce que ko ci barma dafa wax ne nettali ci lamiñu borom la daxe Karim c'est pas un politicien activiste la dafa taxaw sur la marche nekk une sentinelle vigilante lu mu gis mu doxul il alerte Jamra tam loolu lay def mais s'il nous pousse à faire de la politique on va le faire. merci. wax ji loolu rek la comme Latif bañ ko poussé di ko def des fausses promesses mu xataraa yu dugg xeex am député dugg assemblée xeex ko ñu criminaliser. di criminaliser. Latif la mu def ànd sàmm ji koy peut faire 10 000 fois plus fort que ça parce que foofu 145 Jamra moo fa nekk. nitu dëgg nga fa Jamra nga fa Ligue des imams Rassemblement islamique du Sénégal CIS bu Mali CUSEMS nga fa SOS 145 organisations ils peuvent frapper plus fort que Latif avait fait ñoom ñoo ñu ci poussé. alors léegi nag je termine en disant yéenay kan ba ku bëgg a dugg ci politique ngeen bëgg ko diaboliser ak di ko culpabiliser def politique bàkkaar la c'est un crime ou c'est un délit stratégie la. Seydina Mohamed ba mu jógee Médine après 12 ans d'exil yaa ma gën a xam histoire le pacte de Oudeybiya ba mu ñëwee di delluwaat Makka Quraysh yi dañ ko freiné nekk doo fi dugg xanaa doo dégg tu es indésirable yow yàlla bi ngay jaamu kenn du ko gis te ñun kaaba gi tam jamono yooyu kaaba gi xamba la comme sama maamu lébu yi li ñuy def y avait 360 totem gars yi ne ko ñu dem yàlla yi 360
yii pour bu bëggee nawet bu barkeel sa doom bu wéree sëy yi nga bëgg sëy bu si nekk ak ñaan ya ngay def ak ay sotti sow ak yi dugub ba léegi ñu ngi kii depuis suñu maamaat yi suñu maam ba léegi te suñu aajo yi fajoogul yow nga bëgg ñu gëm la benn yàlla rawatina kenn du ko gis ak ca jóge fi mais dafa politique pour mën a dugg naka la def dafa ne waa léegi loo leen bëgg gars yi ne ko dinañ la bàyyi nga dugg mais à une condition dañuy signer yow benn pacte c'est le pacte de Hudaybiya te boobu prophète bi sallallahu alayhi wa sallam il était venu avec un renfort armé jusqu'aux dents bu ko neexoon dugg Màkka def coup de force waaye bakke ñu bari dina rot dana rey ay jarbaatam ay tantam ay nijaayam ndax 12 ans mu absenté Màkka alors mu daal di réfléchir ne foog ma def stratégie c'est de la politique gars yi mu ne leen acca defar leen pacte bi gars yi defar pacte bi mat na 20 points ñu ne bon point numéro 1 est-ce que bu ñu la bàyyee nga dugg Màkka ñi nga xam ne ba nga gàddaay Màkka jëm Médine dañuy dem ba ci diggu yoon ba trahir la daw dellu si waat ci ñun mbaa doo def action de représailles fayantu mu ne non non je m'engage est-ce que di nga ñu bàyyi ñu continuer di gëm yi ñu doon gëm mu ne je m'engage ñu di ko topp ba yëpp jeex mu des signature ki jiite délégation Khoureychi di Suhayb ibn Amr daal di signé ñu jox Seydina Mohamed pour mu signer mais comme que c'est un illettré ci àndandoom yi mu am ku mu jox pour mu signer ko kooku signer ko Seydina Mohamed jël pacte bi teg ko ci loxo Suhayb ibn Amr Suhayb bi liir ne ko yow daal yaa dëgër bopp mu ne ko lu xewati parce que yëpp mu ngi politique di masla pour éviter la violence waa ji ne ko mais yaa ngi signé Muhammad Rasulullah c'est-à-dire ki yàlla yónni ñun reconnaître ñu la ne yàlla la yónni ci masla mu ne waa d'accord lan ngeen bëgg gars yi ne ko mën nga signé Mohamed ibn Abdallah ndax xam nañ ne Abdallah mooy sa pat mu ne waa d'accord ñu jox ko pacte bi comme que jàngul mu ne waa ji wan ma fi ñu def ibn Abdallah mu ne ko dindi ko kii Muhammadu Rasulullah mu ne ko dindi ko ñu effacé ko daal di ko bindaat Muhammadu Rasulullah noonu la politique yi ñu yëkkati barrière yi mu daal di dugg Makka après 12 ans d'exil et il a réussi sa mission ndax dëgg na Kaaba ga waaye kooku daf ñuy génn du débat mooy jaxal xaqu eggali ko xul jaxal wasaqal baatil innal baatila kaana zahuuqa maanaam dëgg ñëw na jàpp na feeñ motonee ko sànni parce que le mensonge est destiné à disparaître mu daal di sampaat drapeau ma kon nag imam xam nga sénégalais ban problème leen am waaw doo baal rek ma daaneel foofu d'accord kon nag politique Seydina Mohamed daal di reconquérir la Mecque politique la def ba il y a pas eu bain de sang au moment de signer le pacte à Hudaybiya à 14 kilomètres de la Mecque politique la def ba ñu samp l'unicité de Dieu ndax ba mu daanele yàlla yooyu rek ci la suratul Ixlaas wàcc xul waxal allahu yàlla kenn la samad mooy il est éternel lam yalit walam yuulat jurul kenn te kenn juru ko walam yàkkun lahu kufuwan ahad te fii ba àddina di tukki kenn du ko diir mbagg politique ko may ci gàttal un croyant musulman wala un chrétien mënees naa politique effectivement te doo kàcc te doo fen te doo tas yaakaar c'est possible Jésus-Christ l'a montré Seydina Mohamed l'ont montré tous les hommes de Dieu dañuy def politique ba jàllale seen message jàllale seen mission moo tax christianisme di watatu ba egsi ba fii moo tax l'islam jógee ci 2 3 4 léegi ñu ngi ci 1,650 milliard de musulmans politique moo leen ko jox kon nag ñun bu ñuy poser une revendication légitime ci njëkk ak teraanga jël proposition de loi bi teg ko ci loxo des élus parce que Karim du député man du ma député Abdou Karim Mboup également ñu teg ko ci yoon demuñu assemblée di fa yuuxoo di fa xeex defuñu dara dañ ko jox des élus Modou Lamine Diallo Moustapha Guirassi Cheikh Bamba Dièye Mame Diarra Fam sëñ Moustapha Sy Djamil Ablaye Wilane Cheikh Aliou Souaré Ablaye Wilane Cheikh Aliou Souaré ay député Macky Sall lañ waaye dañu fekk si ñooñu lañ ko jox ci njëkk a teranga waa ngeen dem galgal ko de manière illégale parce qu'on vous a démontré que article 60 du règlement da ngeen ko violé article bi ñaari bunt la leen may pour ngeen gàntal mooy bu fekkee proposition de loi bi dafa am incidence financière sur le budget de l'État amul wala bu fekkee c'est anticonstitutionnel amul bañ nañ ko ba créer ñu loi bu bees dañu foog une loi existante mais qui est faible et insuffisante muy l'article 319 qui parle vaguement d'actes contre nature ba prox ndolla boobu ci la góor jigéen yépp di tooñ ba noppi di ci jaar di rëcc te dara du lañ ci fekk te si lii Kaba fësal na ko parce que góor jigéenu Kaolack ba ñu leen jàppee
2 jours après ñu libéré leen presse bi dem tàllal ko micro ne ko waaw monsieur le ministre de la justice garde des sceaux ñii ak tooñ bi ñu tooñ lu mu rëy te commissaire Bokar li bi leen teg loxo sàmmante na ak yoon du da ngeen wax flagrant délit la leen bette dans la nuit du 25 décembre 2015 à l'école Ibrahima Diouf de Kaolack du da ngeen ne loolu oustaz yi di wax dalil foog moom ay preuve yi am na ay preuve dajale na fa ay robe de mariée bague de fiançailles et cetera waaw lu tax nga bàyyi leen lan la tontu te moom moo démentir le bureau de l'Assemblée nationale xam nga lu ma tontu maa ngi déclaration bi yëpp nee na mënuñu leen garder kaso parce que l'article 319 ne cite pas le mot homosexualité kon article boobu baaxatul kon ànd sàmm ji ko lii muy proposé ñoom la waroon alors ñoom ñu gàntal ko waaw nga gàntal ko ba noppi ne bu leen wax dem leen ngeen ñibbi bu leen politique dinañu politique pour mu régler kon waaye boo leen ko régler mën na am du aajo Karim di wàcc ci lang gi du aajo Makhtar Gueye di wàcc ci lang gi du aajo Blaise di wàcc ci lang gi mais boo leen ko réglé wul moomu leen assemblée nationale moomu leen politique moomu leen réew mi te ñun jàpp nañ ne c'est une revendication légitime boo leen ko réglé wul ñun dinañu seet si ay pexe nu ñu mën a def ba ngeen réglé ko ndax moomu leen nit ñi jërëjëf kon moom li su ma déggee sa tontu bi mooy leeral nga ne seen bëgg-bëgg bi moo leen jaral ngeen wàcc ci làng gi ngir am doole fa ñuy te mën naa ñàkk donc kon li sénégalais am problème rek mooy politique bañuñ ku ko def mais ku ko def ñu xam ne yaa ngi ci kon yéen a ngi politique ngir seen aajo faju Abdou Karim yow ban problème nga gis ci ne yéen ñëpp yéen a ngi bokk di xeex benn affaire mais seen organisation yi bari lool gisoo ne foofu ñàkk dëggu mu ngi ci wala kenn ku ci nekk bëgg a njiite parce que mënuma gëm oto bi fii la jëm ba Dakar la jëm ñun ñëpp ñu war ci dugg ñu ne déedéet man kii ne lale laay dugg maanaam organisation yu bari yi ñii dooleel jikko yi ànd sàmm jikko yi Jamra organisation yu bari yooyu ban gis-gis nga ci am mais organisation yu bari dañoo booloo ñoom ñëpp dem dugg ci oto bi jëm Dakar def tuddee ko ànd sàmm jikko yi oto bi jëm ànd sàmm jikko yi non mais pourquoi pas ngeen nekk ci benn palansoor rek mais kenn ku ci nekk parce que génération yi baaxuñu kii sama papa ba muy teg Jamra boobu woon fu maa ngi ci xel sa boobu xaw ma sax ne dinaa judd ndax naa am non mais nga màgg fekk ko muy lu non damay baax répondre question non xaaral damay répondre say question c'est-à-dire xam nga dafa am loo xamante ni jamono bu ne di méngu ak tolluwaayu xeex tey fi plateforme yi toll par exemple tey li nga mën a am ci réseaux sociaux yi par exemple li ma ci mën a def sama papa mënu ko si mais moom jamono ba mu ca tollee xëy na moo rawoon sax man ni ma mel si jamono. très bien xaaral ma ñëw na defal naa baal ma dagg la foofu léegi. mais sa question bi laay tontu xarax maa ngi ñëw wala fa am loo bëgg a dégg da wax maa ngi moom waaw yow li nga mën. waaw moom mënu ko. waaw pourquoi pas nga dem bokk ak moom yokk ko dolli ndax. loolu mooy ànd sàmm jikko yi. Karim bàyyi ma dolli balaa nga posé question ne ko les Nations Unies. waaw mais loolu mooy ànd sàmm jikko yi 94 états membres. waaw lu tax ñoom ñëpp demuñu nekk ay français. non wala demuñu ay italien. dëgg la non loolu du tontu bi dañu Imam nekk ay pays différents xam nga yu am ay bëgg-bëgg yu xaaral différents ñu daal di lëkkale seen bopp. parti politique aussi. waaw pour tax pour la coalition. waaw ndax li Kocc Barma di wax ne lu kenn mën ñaar ko dëgg dax tubaab ne l'union fait la force. ànd sàmm jikko yi monsieur question boo ko posé am loo bëgg a dégg. gis nga Karim ñun ba ñu gisee ne li nitu dëgg di xeex di ko bañ ñun loolu la ñu bañ la mu bëgg ci yiw ñun loolu la ñu bëgg. la Ligue des imams noonu ñu ne xam nga comme que on ñoo bokk wird en quelque sorte lu tee ñu lëkkale suñu doole pour di yëkkati ndoo di tegandoo loolu rek donc xam nga lu tax baal ma xam nga lu tax may laajte loolu maanaam du exemple bi ma imam jox doyut ma man li tax doyu ma parti politique yi benn bu ci nekk ak lu la tax a jóg mais ma jël exemple ci diine bi ñu boole muy l'islam bi mu amee benn njiit rek njiit bi di jàngale ñëpp topp ko problème amut problème mu ngi commencé tàbbi ci l'islam bu kenn ku ci nekk beree sa daara ñii tudd tijaan ñii tudd murit ñii tudd chia ñii tudd salafis ñii nangam ci la problème am donc man problème bi ma am yéen li ngeen di xeex dëgg-dëgg mooy cosaanu diine mooy ay valeur léegi loolu ngeen di xeex mais seen organisation bari bi mu bari mën na indi fitna. waaw déedéet c'est-à-dire moom laa la expliquer sànq ne la xam nga dafa am loo xam ni il faut nga comprendre ko ñun organisation yi ba ñu dajaloo yee bari dafa am ñoo xam ne aar daara lañ tudd te ñoom daara rek mooy seen liggéey li ñuy wattu mooy daara yi li ñuy toppatoo mooy alquran bi nu muy def ba am accès ci institution yi nu ñuy def mooy ni ñuy def ba état du Sénégal respecté daara yi ñooñu seen yoon nekkul ci su ma demee di lakk drapeau France xëy na dinañu mën xalaat boobu ñoom xalaat nañ ko mais mënuñu ko. parce que daara ci lañ focalisé wu. kenn xeex bi mënoo ko féete fépp kenn ku nekk daa am fu ñu féete ci xeex bi. comprendre nga daa am na ñeneen ñoo xam ne tamit mooy comme Jamra mën nañ am fu ñu ànd si xeex boo xam ne ñoom dañ koy def am na loo xam ne ñoom dañ koy xeex te man xeexuma ko. d'accord am na loo xam ni Jamra mën na ko man ñun mënuñu ko. d'accord est-ce que comprendre nga c'est que loolooy problème bi. moo tax léegi nag ñun ñëpp léegi mottalante boobu nag. ñu dañuy soxla waa aar daara
soxla waa jàngu bi soxla bois sacré soxla Jamra soxla comité de défense des valeurs morales soxla nitu dëgg valeur soxla nitu dëgg soxla ñeneen ñu ñëpp ñu booloo tuddee ko ànd sàmm jikko yi yàpp ko ci oto bu jëm ànd sàmm jikko yi d'accord te loolu yëpp boo ko boolee nag ci sàmm jikko lay dellu leer na kontaan naa ci loolu yow balaa ngaa jox ki baal ma rek ci moom laa jëm sax dafa am lu ma lay dooleel balaa ngaa jël kàddu non 5 minutes moo des imam waaw moom laa dama koy def rapidement gis nga Blaise 5 minutes moo des mais xam nga lan la bëgg a non dëgg 5 minutes waaw li ñuy wax sànq un croyant ne doit pas avoir le complexe nekk dans une activité politique activité administrative di adossé wu ci ay valeurs religieuses muy chrétien yi wala musulman benn exemple laa ci jox veillu présidentielle bu 2012 ndeysaan rahmatullahi alayhi dafa aadoo woon bu ñu dëgmale élection ñu defar benn plateforme bu ñu tuddee les 20 mesures d'urgence de Jamra ay tribunal temps jeex na de yaay maam 5 alors minutes léegi la ba ñu demee seeti ko ñu dem seeti le cardinal Théodore Adrien Sarr le 12 janvier 2012 mu ngi recevoir oon fële Notre-Dame des Victoires dans son bureau il y avait 3 témoins il y avait Abbé Léon Diouf il y avait le vicaire général Abbé Alphonse Seck et il y avait Paul Sagna bi yore SIDA service ñu ne ko daal dañu la seeti parce que def nañ le tour de tous les khalifes généraux laaj seen xalaat ndax ñun ay ndongo rek la ñu suñu xel doyul lii daal la ñu bëgg a jox leader yi ñu dugal ko seen programme parce que les campagnes bi ubbi waaye damay accélérer ba ma ko xoolee bon mu approuvé ñëw ba ci point bi ñu wax introduction de l'enseignement religieux dans les écoles moom cardinal mu ne fii laa bëgg a def amendement ñu ne ko mais allez-y mon cardinal mu ne bu ma sañoon ngeen reformuler ko yéen waa Jamra au lieu ngeen def introduction de l'enseignement religieux da ngeen def introduction de l'éducation religieuse ñu ne ko du benn mu ne du benn mu ne parce que enseignement religieux dinañ la jàngal say farata nooy jullee ak yu demee noonu mais éducation religieuse mooy lay yar bu dee yéen ci côté jullit yi ñu ngi tabax ci sa dënn les bases de tawhid c'est-à-dire le principe de l'unicité de Dieu ak yeneen alors mu ne bu ko defee xale bi màggaaleeg valeur yooyu bu demee ba yàgg dafay facilité pour mu am benn taxawaay bu dëgër sur le plan de la citoyenneté te ba ñu fa génne ni mu ko waxee noonu lañ ko defee jox nañ ko tous les leaders te bokkuñu ak moom diine waaye nag wéeru na ci valeur boo xam ne daf ñu fekk ñun ci suñu conviction dooleen man c'est ça mon souhait le plus cher parce que ñun ba ñuy def manifestation pour naqarlu les caricatures blasphématoires contre le prophète c'est le même langage que le ma Guy Marius Sagna wax daf ma ne non seulement dinaa ñëw répondre favorablement à ton invitation waaye danaa fa jël parole parce que ñi songa Seydina Mohamed dañu bañ diine te buñ jógee ci yéen ci suñu kaw la ñu jëm ñun catholique jërëjëf kon nañu boole def suñu doole benn ànd xeex Blaise am na lu xew fan yi ci benn jullit bu juum ci axi chrétien yi mu mel ni lu war a yëkkati coow ci réew mi waaye comme li may wax rek Sénégal réew mi wax la wax yàqu fi dara ñu xam ne jàmm rek leen am ban pas-pas la jàngu bi am ci diggante yàlla Sayyidatuna Mariam ak Isa muy Jésus Christ ban pas-pas lañ ci am ndax jàngu bi dafa gëm ne Jésus doomu yàlla la wala Mariam doomu yàlla la man xaw ma lan nga may leeral ci loolu. waaw balaa baal ma ci am na baat boo njëkk a tudd muy jullit. sama Sénégal man nag du ma olof mais yàlla dafa def Saalum laa juddoo. yaroo fii Parcelles. dañuy wax ay baat yoom duñ ciy bàyyi xel jullit chrétien jullit la musulman jullit la jullit mooy kuy jaamu yàlla. boo dee musulman julli mooy julli bi ngay def moo tax ñu naan jullit. mooy kuy jaamu tey boo dee musulman te doo julli duñ la wooy jullit. parce que pratique ko. chrétien mi ñun ñëpp ay jullit lañ. parce que baatu tubaab bi parce que ñun boo nee julli mooy prière. voilà mais pour tontu sa laaj xam nga dafa am loo xamante ni dégg-dégg rek la laaj ñun ñëpp ay njabootu yàlla lañ. ñun ñëpp ay doomu yàlla lañ njabootu yàlla lañ. parce que nit mënu la wax lan moo tax nit di judd. mënul am nit am na jabar dara dalu ko te mënul am doom. du dëgg. c'est-à-dire doom yàlla mooy tax nit juddu. moo tax ñu ne bakkan yàllaa ko yor. ci fen rek lañ ko teg dégg-dégg laaj parce que dafa mel ni Adama yàlla da ko sàkk mais bu muy sàkk awa ci faaru caabu ñoom la ko sàkkee. Jésus mooy jëmm joo xamante ni ci baatu yàlla la ñëwee maanaam ak leer moo dugg Mariama. Mariama mooy jigéen di ci àdduna ju am doom te amul jëkkër. maanaam ju jël ëmb te amul jëkkër parce que yàlla malaaka ñoo ñëw ne ko yàlla dina wàccee ci yow ak ndaw koo xamante ni dina doon ab yonanti
moo tax Joseph bi nga xamante ni moom lañ ko takkaloon maanaam moom moo ko waroon jël soxna ba mu gisee dafa ëmb daf ko bëggoon delloo ci secret maanaam daf ko bëggoon fase parce que ñoom mënul takk jigéen ñoom dafa ëmb mais bugg ko fësal daf ko bëggoon suturaal les moments bi muy xalaat loolu ci la ko yàlla def ci ay gént ne ko kii bul ko dàq téye ko li ne ci moom yàllaa ko def ci moom mais bu màggee ab yonente la jur bu juróom na nga ko tuddee Emmanuel mooy yàlla kii diine nga ñun loolu mooy Emmanuel Dieu avec nous yàlla dëkk si nag. kon Jésus Emmanuel la tudd. Emmanuel boobu la ko tur woowu la ko ci gént la ko waxee loolu. moo tax mu fàtt Mariama mais diggante bu mu yoree Mariama ba ni mu juree Jésus nekkul ak moom. moom mu gane si àdduna mooy doom ju judd ci àdduna loolu xam nga ko te amul baay. loolu kéemtaanu yàlla la. dëgg la donc baat la bu yàlla wàccee ci kaw suuf. pour mu nekk jëmm. moo tax Jésus mooy ki nga xamante ni dund na ba làkku amul soxna amul doom. comprendre nga. mais dégg la laaj mais ku nekk xam na ni yàlla kenn la yàlla mooy benn buur bi amul doom amul nekkaale amul dara mais tamit loolu dégg la laaj ñun ñëpp moo tax moom dafa ñeex moo tax bi ko am na benn bés muy waaraate ñu ñëw ne ko wuyul sa yaay wuyul say frère say rak mu ñëw ne ana sama yaay kon nit ñi war nañ wax foofu lan moo tax Jésus jàkkaarloog Marie mu ne ko ana sama yaay mais dafa wax ni man samay frère samay papa mooy ñi gëm li mu yoonu yàlla bi may wootee. mooy li mu wax sànq ci Muhammad. kon su ma la déggee jàng bi gëmuñ ne yàlla dafa am doom waaye waxin bi leen comprendre. moom laa la wax c'est-à-dire dafa am loom déggin la laaj. d'accord déggin la laaj. d'accord parce que tey. ab dafa am loo ma laaj sànq ci Marie mi nga xamante ni tey moom mooy yaay Jésus. moom it mooy jigéen joo xamante ni yàlla da kaa tagg. malaaka yi dañ ko ñëw ne Mariama mu sell mi. sa tur sell na. doom ji dina wàcc ci yow kooku du ñun yàlla moo ko wax moo ko tagg. dëgg la du dëgg. moo parce que tey yàlla buy wàccee ab yonent ci nit wala nitu diine da koy wàcc ci jigéen ju sell. c'est vrai loolu wane nañ ko ci maam Jaara. maam Jaara Bousso li tax mu am maam Borom Touba parce que dafa sœur maam Mor Anta Sali. yàlla du wàccee moo tax ñu ne jigéen ñi te leen muuru am leen diine bu ko defee yàlla wàccee ay wàlliw ci yéen. jërëjëf kon Marie du ñun ñoo ko tagg mais yàlla moo ko njëkk a tagg malaaka yi. loolu ñun ñëpp jàng nañu donc loolu waxin loolu déggin la laaj. mais loolu rek laa doon yow war nga xalaat ni fi may daane mooy nit ku nekk war nga xalaat ni mais boo demee ba xalaat ni naka la nit di juddoo te amul papa. war nga comprendre ni ñun dañoo jàpp ni yàlla moo tax mu wàcc. léegi ñun moom buy ñaan danaan sama baay bi ci asamaan. léegi ñun dañuy jàpp ni ñëpp ay njabootu yàlla lañ. parce que moom day naan ñun ay frère am lañ. dëgg la njaboot ci cofeel mais pas njaboot ci cof moom foofu la. mais man li ma si bëggoon wax rek. déjà dafa am loo xam dañ ko war a am solo gis nga que les prêtres et les catholiques ñu wax ak catholiques yi wax seen diine que musulmans yi aussi yam ci seen diine na ku nekk yam ci sa diine. yow li ma la bëgg a laaj mooy. waaw non loolu dafa am solo. gars yi dañ bàyyi di dugg ci diine jàmbur di ci wax loo xam ne maîtriser wuñ ko. dëgg la kii buy wax il parle avec les chrétiens loolu ñoom chrétiens yi la engagé. d'accord man quand je parle avec les musulmans am na loo xam maanaam duñ ci dëppoo parce que loolu moo tax mu nekk catholique loolu tax ma nekk musulman bokkuñu gis-gis ci diine. d'accord c'est que loolu nag bu ñu ko bëggee laal ku nekk di lijjanti diine jàmbur. na ku nekk yem ci sa diine na imam yi wax ak jullit yi prêtre yi ak chrétiens yi wax seen biir suñu Sénégal ci jàmm la musa nekk. d'accord ku dem ba gis l'islam convaincre la nga dem ci l'islam ku dem ba di chrétien kon la nga dem ci christianisme mais fi diine moom kon yàlla mooy baaxee doomu aadama ci ku nekk fi mu lay xiir. d'accord léegi nag mais loolu rek laa mun ma expliquer mais bu ñu nañ ñu dimbali ñu respecté catholique respecté musulmans yi Sénégal stable ñu nekk ci jàmm. dëgg la waaw loolu moom message bi moo ñor la quoi. maanaam li ma la bëgg a laaj mooy sa yonantu. waaw sallallahu alayhi wa sallam. yàlla daf ko yónni ci ñëpp. yónni ko pour toujours yónni ko ba faw. lii nga xam ne moom la imam Sall wax. yow da nga koy dëggal wala da nga koy weddi. ndax damay dëggal li imam Sall wax. waaw wala da nga koy weddi dama bëgg a xam yow sa position ci loolu. c'est que comprendre ma question bi. li ma la wax non ça defal ndànk xam nga yow da nga nekk di jouer rôle pour ma taxaw si plateau bi di weddi catholique bi si li mu wax. ni li mu wax déggul man tontu naa la. non déggu muy si ko déggu rek dégg naa sa question déggu dama ne la li mu wax moom en tant que chrétien loolu moom la concerné moom. non waxuma moom mais déggu muy si ko xaaral dégg naa sa question li da nga may bàyyi ma yegg xam nga da nga may déggu ma yegg dama ne xam nga moom en tant que catholique li mu wax loolu moom la concerné ak les chrétiens man en tant que musulman li ma wax gëm ko mooy li kii firi ci Allahu ahad moom laa gëm man la concerné man damaa gëm ni yàlla kenn la te rasul mooy yonentam te yàlla amul doom loolu laa gëm kii dafa gëm li mu gëm léegi nag ñun pour ñu mën a cohabiter il faut ku nekk accepter moromam ci li mu nekk parce que moom
man du ma ko fekk ci diinam foqati ko ne ko ñëwal moom du ma foqati sama diine dama ñëwal donc dafa am lu ñu boole gis nga nit da ngay moytu gis nga dafa am loo xam ne yoon ci Yàlla dafa xam mu ne masla dafa baax sànq père mi ñu koy jàngal ci masla bi masla yoon ci Yàlla ak waa Makkatul Mukarram nit da ngay am pédagogie ci communication yonent bi li mu tubal ci doomu aadama ci jikkoom ak fréquentation bi ko fréquenté bokkul sax ci ñi mu xeexal mu ëpp fu li mu xeex nañu ànd ak dal ñu respecté yeneen diine yi nañu respecté communauté chrétienne bi imam yi nañ wax ak musulman yi te bàyyi diine jàmbur yi ñuy dugg di ci wax maîtriser wuñ ko nañ wax alxuraan bi ñu maîtriser. d'accord la preuve da ngay gis ñoom ci imam yi koo xamante ne ni diine bi mu nekk da koy dajj di ci yàq yow musulman yi chrétiens yi ànd booloo ñun ñëpp di xeex lu naqari yàlla ngay attaqué ñi koy xeex ba noppi ba pare wëlbati ko dëggal di ko dëggal ci alxuraan ba pare nga ne kenn du ko wax mais loolu laa lay wax dama ne léegi man bu dee diine musulman li tax ma nekk musulman loolu doy lu tax kon yéen ngeen bëgg si biir plateau wala si biir mbooloo ma taxaw di expliquer loo xamante ni wala may dajj ay wax yoo xamante ni amaana amul sens parce que jullit laa man àqan te kàddu yoon ci Yàlla Muhammad laa gëm te damaa gëm ne yoon ci Yàlla moo gën ñëpp loolu laa gëm man jullit laa àqan alxuraan laa gëm damaa gëm dee gëm dekki gëm yoon ci Yàlla Muhammad te gën ñëpp mais nag kon boo mu bëggee nekk si détail yu ba nga waxee li loolu en fait loolu c'est-à-dire nuance la indi ak jaxasoo la indi ci xelu nit yi man du mën naa féq d'accord du mën naa féq mais damaa yaroo ci maslaa ak ku ma bokkul diine damaa yaroo ci respecté keneen ku gëm leneen ma respecté sama ngëm-ngëm jox ko cëram ci li mu gëm moo tax ñu am sañ suñu créé mouvement tuddee ko nitu dëgg ba noppi mu am catholique am animiste am lu nekk ku nekk kii catholique la mu gëm-gëm-gëmam ñu bokk fu ñu daje di ànd di xeex kii nekk leneen gëm-gëm-gëm ñu bokk fu ñu daje ànd di xeex. tontu bi leer na lan ngay tàggatu. non li may tàggatu c'est très simple mooy li ñu naan ay dañuy politique. ñu ne Sénégal ñu ne ñoom léegi ànd sàmm jikko yi des politique wala peut-être li may wax ñun concerné wala ànd sàmm jikko yi man la concerné man Abdou Karim Gueye maa koy wax ma ne c'est très clair ñun dañuy dem législatif pour nekk ay député concerné wu ànd sàmm jikko yi nag ànd sàmm jikko yi sax dañoo war a daje ñoom xaw ma kañ pour ñoo xam lu ñuy décider mais man dama ne man Abdou Karim Gueye man sénégalais yi nga xam ni gëm nañu li ñuy xeex dëgg la te mën na jëriñ Sénégal ñun dañoo bëgg dem assemblée nationale élection législative fii di ñëw képp ku am loo ñu mën a jàppale defal sa kéemtulaay kattan nga woo ñu wala ñu fexe jokkoo ñun nañ ut plateforme boo xam ne dañ koy lijjanti fexe nu ñu demee pour représenter askan wi foofu nekk ay député am immunité parlementaire comme ñëpp mën a taxaw manifester député li ñu am ñun ñu am ko gën a mën a wàññi yoon ci xeex bi mu wàññi suñu yoon ci xeex bi da ngeen ni politique nag ku la ko wax nee ko ndax moom day politique wala politique c'est l'art de bien gérer ñoom bu ñu demee ba ne politique dafa salte ba ñuy xalab ku koy def kon ñoom ñoo ko war a njëkk bàyyi ñun politique bu set lañ indi te moom la ñuy def mooy communiquer mooy li yonent bi daan def sallallahu alayhi wasallam mooy li yonent yi doon def loolu la ñuy indi te dañuy dem dugg assemblée nationale incha allah rek bu Sénégalais yi nag nañ def lu ñu mën jox leen kàddu wax leen pour ñu voter ñu dugg assemblée nationale nga xam dañuy am parlement bu criminaliser góor jigéen jotee ñu criminaliser góor jigéen du ñu xaar ay député benn député boo xam ne da nga député diw la wala député diw bu xeexal alxuraan bi jotee ñu fexe ba alxuraan bi catéchisme bi jàngal chrétiens yi jàng seen diine ñu fexe ba ñu buggal ko ci loi yi fexe ba alxuraan bi dugg ci loi yi ñu koy jàngale ci école yi ak diine chrétienne ñu koy jàngale ci école yi chrétiens yi jàng seen diine musulmans yi jàng seen diine Sénégal nekk dëkk bu stable ci diine ñu xam ni xale yi comme li imam wax léegi à bas âge dañuy leen former ci tawhid former leen ci seen diine ñu màggaale ko ndax loolu communauté chrétienne ñoom réussir nañ ko école privée catholique yi dañuy jàngal seen doom yi seen diine ñoom xale yi dañuy màggaale seen diine ñun rek ñoo jàngal suñu doom yi suñu diine ci école française yi te ñun suñu doom yi ñoo ëpp lu ñu nekk ci école française te ñu ñooy majorité donc kon nañu am fulla ñu fexe ba chrétiens yi ñoom malgré eux privé lañ lijjanti seen i doom fexe ba ñoom jàngal leen seen diine am seen fulla te ñun mënuñu am loolu école française amul loolu nag ñun dañu war a góorgóorlu ba lépp luy diine ñu fexe ko dugal ci institution yi ak constitution yi d'accord te Barthélémy Dias message bi may daanelee ak Ousmane Sonko jël nañ fonction nañ jël Barthélémy Dias na jël bible bi mu taxaw mu wàcc ne dina gérer neeru Ndakaaru ci ngëm-ngëmam Ousmane Sonko na jël kaamil alxuraan mu wàcc ne day gérer maire Ziguinchor ci ngëm-ngëmam nañ ko def parce que ñun principe lañ la toppee ak ngëm-ngëm nañ jël seen engagement ñu waat te ñu politique autrement bi ñu doon wax ñu topp ko ci bañ a uteeg homme politique yi fi njëkkoon nekk ni ñu doon def Saale Maale Waale Saale Diallo loolu du fi dox c'est fini cette fois données yi day changer la politique autrement dañ koy jëmmal di ngeen ko dundal par force maa ñun duñ leen may jàmm duñ leen may jàmm. jërëjëf loolu moom laa bëggoon wax rek jërëjëf wasalaatu wasalaam rasulullah. Sylvain looy tàggatu. waaw comme li ñu wax sànq li Karim wax sànq laay gën a dëggal rek xam nga Sénégal yàlla dafa def ñu nekk dëkk boo xamante ni balaa diine di ñëw fekk na ñu bokk tey boo demee côté Sine Saloum bi day gis ay séeréer yoo xamante ni dañuy bokk kii nekk musulman kii nekk chrétien nga dem Casamance gis ay joolaayam dañuy bokk kii nekk musulman kii nekk chrétien te ñoo bokk direct donc nañu moytu loolu parce que li am solo mooy yàlla def na chrétiens yi yoon si yàlla instant lañ gëm muy Jésus Christ
musulman yi gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah donc loolu nañ ko sàmm fi may daanale nag mooy laajoo ma ci mais naa ci wax benn kàddu mooy li fi imam bay waxoon du mu ci wax parce que suñu kilifa yi wax nañ ci ba pare def nañ ci conférence de presse mais man dafa am lu ma bett ci gouvernement Sénégal gis nga lu ni mel bu amee procureur moo war a njëkk a autosaisir wax ci dalal ñëpp dégg naa tey ci presse ñu naan président bi nakarul na ko dafa yéex parce que affaire bi yàgg na fii la audio di rëcc nga wax ci président lu neexul président dig jël si la dañ lay jël si yóbbu la man temps yi lañu woolu suñu imam bi ci loo xamante ne ay montage la ñu dem woolu ko këram mais lu ni mel bu ko nit defee musulman yi ñaawlu ko procureur moo waroon autosaisir woolu waa ji mu jéggalu wax ji yem fa mais président du toog ba chrétien yi def conférence de presse ba ñu wax ji ba mu noppi ñu doog bind tey naan président nakarul na ko kon depuis keroog nakarul ko donc nañu respecté ñëpp li Karim wax na ku nekk respecté ci li mu doon ñun yàlla boole nañu diine ji yëpp fa yàlla la jëm man képp ku may àndal mooy ku am diine di jaamu yàlla boo dee chrétien te doo dem église boo dee catholique doo dem messe naa jéem a fexe parce que Jésus daf ñu ne ni boo mënoo nekk catholique xaritoo catholique kon da ngeen di def ni comme ñi gëmul yàlla boo nekkee catholique am sa mbokk boo xamante ni duy dem messe da ngay jéem a xaritoog moom nga xëcc ko ca la mu ne mooy nitu dëgg valeur bi ñu nekk am nay catholique am nay musulman Karim bu ñu gisuloon ci moom ay valeur du ñu ànd ak moom donc di rafetlu invité bi ngeen ñu invité di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek buñ juumee ñu xam ni suñu ñàkk mat la lépp lu fi baax ñu xam ne yàlla la quoi. père mais bref suñu temps bi père moo ko jël quoi. waaw père doyen la da nga desee mën a ay père da nga ko doon taal. mënuñu ci dara quoi doyen tamit li ñu waroon wax Sénégalais dafa bari. non mais dañ ko cërale rek mais ak jàngat da ko jot 3 minutes mu jël 15. non non c'est le histoire day jàngalaat gars yi. c'est intéressant mais xam nga mais temps bi mooy xat quoi c'est très intéressant mais. xanaa dañ ma may ma tàggu ko. waaw bismillah mais 1 minute père. waaye nag doon tacte sa nijaay dafa bari wax. non xamal olof dafa ni wax ju bari mu ne olof mu ne du bari waxaat mais aaju bu fajuwul la dëgg la jërëjëf sa aaju bu fajuwul woon alors Blaise sama tàggoo ñaari ponk yu gàtt la benn bi maa ngi ko jëmale ci jàngu bi yàlla dafa dogal ma bari ci ay xarit yoo xam ne saa wu jeexi jaaxa yu mel ni amee dañuy wootante seet ni ñu mën a def pexe ba fay safara ndax Sénégal safara jigu ko bokk na ci Patrice Sané ñu di ko tuddee le grand républicain un homme très modéré chaque fois bu doom ji war a def communion église Baobab bi kenn du ma fa jiitu bokk na ci Correa François de Paul bokk na ci le vice-président de Présence chrétienne que je salue au passage Paul Dominique Correa maak ñoom du ñu gëj a jokkoo waaye nag c'est de l'informel man dama souhaité woon nag église bi ak ñun këru diine yi ñu créer lu formel benn genre cellule de veille et d'alerte ñoo xam ne dañu nekk des sentinelles vigilantes pour bu ay dérapage amee par-ci par-là ndax ñun ñëpp kenn matul man nii dal na ma doon naa dal ci benn kaw producteur de série jàpp jëmm ju tedd ji day ni way juru Cheikh Ahmadou Bamba tuddee ko Mame Diarra joué ko rôle bu ma neexul ma ne ko d'accord ma ci li nga def lu tax tuddee ko Françoise lu tax tuddee ko Elisabeth ñii ma la tudde léegi woo ma Matar ñooñu nga wax c'est des saintetés dans l'église ma ne yii kon wax naa toj alors j'ai corrigé mu daal di jeex alors bu ko defee wax nañ ne tamit Serigne Ahmadou Rafaay Mbacké def na benn xutba ndax ne dafa dégg benn abbé bu wax ne dañu war a jàngale bible bi ci école yëpp ak ci daara yi voilà kon cellule de veille boobu dafay jouer un rôle préventif pour yu mel ni amee nga xam ne ay ferñeental rek la ñu daw fay ko balaa muy nekk ab daay te bu nekkee safara du neex a fay dafa war a nekk lu formel mooy sama vœu est-ce que ce sera entendu ou pas mais c'est mon vœu parce que man maa ngi koy pratiquer de manière informelle ak ñi ma tudd maa ngi gis li mu jur ci njëriñ dernier point bi moo di lii ma wax yépp sur l'opportunité et le droit pour quelqu'un qui évolue dans la société civile de faire de la politique man la engagé comme ni Karim waxee ne moom la engagé en tant que Karim engagé wul ànd sama jikko yi parce qu'ils doivent se rencontrer fan yi pour prendre une décision je ne sais pas laquelle waaye man maa nga wax nii et je le répète ñun Jamra ni ñuy xeexoon dugg ci langue politique ba obtenir la criminalisation du trafic de drogue on est prêt à nous allier avec qui que ce soit pour am résultat bi ñu bëgg te bureau assemblée xañ ñu ko kon nag yal na yàlla daxal réew mi seytaane amiin amiin yal na yàlla aaral ñu suñu ay kilifa diine yi nekk ci axlu yëpp nag axlul sunna
ahlul bu kii bi bu ñëpp daal tasawuf ahlul tasawuf sunna waa jàngu bi Sénégal waa ci jàmm bois daa sacré pare Sénégal réewu jàmm la yéen ñëpp ay jiit kenn xaju si dina Sénégal dëkku jàmm njiit bëgg yooyu fitna yow yaay tànn yàlla nañu leen am yàlla problème. sàmmal réewu yàlla jàmm ñor di seen fan te toftal ci wér yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi làqal ñu Sénégal fu yàq yegul wa salaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di gërëm yéen ñi doon seetaan jéggi dayo fii ci Seneweb TV di gërëm Abdou Karim Gueye mi nga xam ne uyusi woon nañu ak lim fi leeral di gërëm monsieur Silva di gërëm imam di gërëm ñiy seetaan ñu dig jox leen dig daje semaine bu ñëw incha allah jërë ngeen jëf